l'heure nous faire le point ci li nga xamantene rek modi actualité sportive Père Sala Bigué mu ngi ak ñun ci plateau bi mom nak dina ñëw ci lu am solo mu di avis du jour plus bi nga xamni sa su nek rek leçon du jour la ndax ku ci déglu bu jéxé rek di nga yóbbaale lo xamantene ni di nga si mën a jàngat. On a un événement qui se prépare muy Fessel Fest Art ñi waajal xew-xew bo xamantene ni entre le 1er et le 2 février prochain ñu nara nak def xew-xew yu bëri yoo xam ne ci biir ki kay yaatal dina ñëw si kanam tuuti di suñu invité mu ñëw wax ñu rek li nga xamante ne moo am ci biir xew-xew boobu nga xam ne mi ngi am ca Fissel Mbadane Fissel Mbadane Père Sala bëggoon naa xam fan la nekk ci Sénégal. Fissel ci Sine la nekk. ci Sine la nekk. waaw kon xam naa dina bëri yëfi séeréer. waaw dëkku séeréer la Fissel. très bien kon kooku bu ñëwee fii nii ñu delluwaat ca ñoom maam dem xooli séeréer yi gën a yaatal léegi rek ñu ñëw ci suñu ndaanaan bu njëkk ASG moom di ma wax lu muy tekki. ASG moom mooy Art Sénégal ci jikko. Art Sénégal ci jikko. ci jikko fépp fu ñu mënti nekk rek. pourquoi le choix de ce nom. waaw parce que am na lu ko motiver. waaw am na lu ko motiver. mu di la xam nga suñuy maam dañ fi bàyyi ay jikko yu rafet. yoo xamante ne ñun xale yi dañ ci war a roy. donc comme ñoom dañ ñu ko transmettre donc ñun yoon la tamit ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan ak ñi ñuy béggee. parce que comme ni ñuy wax rek. ASG yow ndax apte nga pour transmettre ñu jikko yooyu. mais bien sûr. ci lan nga koy jaarale pour mën a véhiculer li nga xamante ne moom nga xam ne ñoom maam fi lañ ko bàyyi. waa ci son yi rek parce que xam nga gars yi moom mën naa ne la majeure partie ñun ñu ñuy déglu ci musique rek la ñuy déglu donc à travers la musique lañ koy jàllale parce que on est des artistes. waaw donc foofu moom la ñuy ëpp lu ñuy mën a. véhiculer suñuy message mbëggeel bi nga wax nag sànq sur scène dafa am ko doon waxal. waaw mbëggeel moom ñëpp dañuy bëggante. àdduna moom lépp loo xam dañuy bëggante ndax yow dafa am ko doon waxal. mais bien sûr la question elle est assez précise. évidemment bien sûr. kan nga doon waxal. ah non mais damay def turam nag. Madou moom dina ko xam. waaw moom xam na ko fam quoi. Soupçonne mu ngi réere ndax moom bokk si gis boppam moom it ci mbëggeel bi. ndax yéen ñaar vous travaillez ensemble. te du ñàkk am na lu def déclic pour tey ngeen mën a retrouver wu. mën a taxawal dara entre deux artistes. bah ouais bon avant tout d'abord damay nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñun ñuy seetaan. à travers la télé. donc di leeral rek benn mbir mooy comme ni ko ASG waxee ñun ay porteurs de voix lañu. donc tey turam cela signifie beaucoup de choses tey suñu nee. moom bu ne à Sénégal ci jikko rafet na tey ñun ci li nga xam te ni mënuñu ko defee ci côté bu ne mais ci yàlla lim ñu jagleel muy suñu voix ñuy woy sénégalais yi dañu ci déglu dañu ci aimé ci la ñu mën a jaarle pour mën a véhiculer yenn message yi mbëggeel mën nga ci conseiller nit parce que am na ñoom dañuy bëgg mbëggeel boo xam peut-être mën na leen gaañ am ñoom dañuy bëgg mbëggeel boo xam ne peut-être gënul ci ñoom mais à travers suñuy musique am na ñoom dañ ci sax defaroo donc tey pour man du question frontière mbëggeel la wala da nga wéy ci économie wala da nga wéy ci politique wala da nga wéy ci lu mu mënti doon. wala moo tax nga tànn politique nag. bon waaw parce que actuellement yaa ngi koy wax di xool madame Thiam yow. yow nga moytu ko parce que moom am na temps pour tontu la. waaw yow nga bañ ko attaqué. waaw mais xam nga mooy li ma wax actualité la jamono ji. waaw gis nañu ko tamit ñu ciy lancé message que nit yi xam ne lépp rek Sénégal la donc tey bu ñu topp politique bu ñu topp aussi nguur. ba rool ñi nga xam te ne mooy suñuy yaay mooy suñuy papa wala suñuy rak parce que gis nañ ko fii romboon ñuy ñaan yàlla que te j'espère que moom dina ci ñëw ci kanam ñuy ñaan yàlla que ñi nga xam te ni ñoom ren ku ci yàlla mën a tabb rek na doon na ñëw nitu jàmm lépp jaar ci jàmm dinañu soxal ñun askan wi surtout loolu am na solo deux artistes avec des noms qui ne reflètent man je suis Joola. d'accord man je suis séeréer. donc ay 100% lañu. Joola bi da nga koo mixé xanaa sama Joola vrai baa ngi nii toog. ma ne ko ci ndey ci benn bat ngi nii. bu ko neexee ou c'est parce que je n'ai pas vos véritables noms c'est ça qui fait que peut-être. Assane Diédhiou. Assane Diédhiou Jibril Faye ah. Jibril Faye. non yow moom dañ laa accueillir certainement noonu lay demee. non sama papa séeréer pur la. très bien pur. ah Père Sala mel na ni sant dëkkul fenn. est-ce que séeréerisé wuñ ko.
grave nañ bàyyi noonu. dégguñu mais on a eu la chance d'avoir une tel moment. boo xam te ni naar la. donc peut-être deretu mix kay nee naa lañ laa mixé yow moom mu ngi doon yegg si nga ca lañ doon wax ma koy nuyu maman Khadija. Très bien Djibson ngay évoluer également en Barcelone. nekk tamit. te it defe naa loolu mooy combat bi nga xam te ni am na parmi ñenn ñi ci artistes yi ñu ngi koy mëne. man de maa ngi ci bay sama waar muy jël li ñu moom yóbbu ko ci ñoom jëm ko fa imposer te mu ngi marché. franchement on le fait de passage ma ci nuyu ku mel ni Keef ku mel ni Vazi ku mel ni ñoom Yuka Faye. gars yi ñoom laa ciy liggéeyal ñu ngi koy def et puis ça marche franchement. parce que on va revenir si kanam si projet ak yeneen yoo xam ne jot nga ko liggéey foofu pour gën a yaatal si. di jouer ci hôtel yi va et vient parce que dama créé benn orchestre bu ñu tuddee AS Band. mais néanmoins Six Full Brain mu ngi existé ba tey parce que ñoom ñoo may buux pour ma mën a def sama carrière solo. D'accord. Donc grâce à eux may mëne sama carrière solo quoi. waaw xam nga li mu woy dafa am solo ci réew mi ñu toll nii parce que tey rek comme entre mais souvent ci ay dérive yóbbu leen ci yu bare mais nag adduna moo nekk moo demee noonu adduna il faut ngay bëgg il faut ngay bëgg c'est que bëggu mag ñu njëkk ña moo gënoon a fidèle mag ñu njëkk ña photo lañ leen di war ñu bëgg mais xale yi léegi loolu moom nag xewee na wax
léeg-léeg mu yóbbu nit ñi li sama benn xarit di wax nee na. fay sama noonu la xoolal muy teg cérémonie sama bopp te mën ngaa teg yeneen jigéen ñi nekk. nee na bu demee ci yenn cérémonie yi day gis xale yi nee na aduna rek muy am bari na façon ni ngay bëggee yaay ni ngay bëggee papa ni ngay bëggee doom ni ngay bëggee soxna si ni ngay bëggee sa xarit xam nga yéen ñaar yi ngi nekk ay xarit ba nu yaakaar sa ay frère ngeen seulement que am na benn mbëggeel bu nekk seen diggante kon gis naa sànq ba léegi yaa ngi ree. waaw si dama dégg. ci ban cadre nga dugal yow mbëggeel bi ñu doon wax fii de. Bon, mais dans un premier temps di leen féliciter aussi di leen wax du courage parce que c'est pas facile en fait. Et surtout style musique bi nga xam te ne moom lay def il faut y croire. xam ni le chemin est long mais c'est une très bonne musique et c'est déglu ko neex na trop. taa revenir na ci cadre mbëggeel bi nag mooy Pape xool ma ba sa xol seet li ma tala wax de dinaa ko wax moom. Tu sais quand on n'arrive pas à contrôler l'amour toujours l'amour te fera du mal. dëgg la waaw soo arrivé wul te mën a téye mbëggeel soo ko téyewul toujours mbëggeel daf lay indil problème te téye ko nag moom moo jafe. li ma bëgg te mu wóor ma ni wax dëgg fa yàlla kooku bëgg naa ko te du deñ ñaar la muy sama yaay ak sama doom leer na ma leen mbëggeel googu du mës a effacé. dëgg la waaw ça c'est sûr. très bien alors dinañ ñëwaat si kanam tuuti si suñu ñaari ndaanaan yi nga xamante ne rek ñoo ñuy accompagner pour ce numéro du jour léegi-léegi def Actubuzz. Alors, sur Dakar Matin, on peut lire distribution de gilets aux journalistes. L'État panique, mais la pression et obtient son annulation. Effectivement, Ndeye Touré, ba tax élection yi ak période de campagne bi dañoo gis ni nag depuis démb bi ñu annoncé ni dinañ distribuer journalistes yi ay gilets yi nga xamante ne dañ koo war a sol ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dafa rek interpellé ambassade bu États-Unis daal ne ko loolu mënta nekk daal di tamit wax ak ki nga xamante ne moo jiite école bi nga xamante dañ fay tàggatee ay journalistes di sës ci nga xamante ne sax cérémonie bi foofu lañ ko waroon amalee ne yooyu lee loolu boobu la distribution du mën a nekk Ndeye Arame Touré. Très bien mu di xibaar ni ma ko waxee sànq ñu mën ko lire sur Dakar Matin ak yeneen support yoo xam ni fësal nañ ko tey ñu ñëw ci Fatou Thiam rek. réaction. bon man jàpp naa ni loolu musul am Sénégal wala bu musee am xëy na jiitu na sama juddu mais depuis ma xamee ba tey loolu musuma ko gis Sénégal te Sénégal tolluñu foo xamante ni nag dañu nekk mun naa ni en alerte wala ñu nekk état de siège non. métti dañuy politique mais ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi donc jarul muy am animosité violence bi xëy na am na ñu koy woote mais jàpp naa ni fi ñu nekk pays de droit la état de droit la et que dañu sénégalais bu nekk nga nekk journaliste nga nekk un sénégalais lambda dañ la war a protéger dañu war a veiller ci sa sécurité et que gilet yooyu pour man jaru ko pour man. jaru ko annulation bi wala jaru ko ñu jox ko journaliste. jarul ñu koy jox journaliste yi parce que jàmm rek mooy am. mais nan la ñuy xàmmee ci public bi bu ñu nekkee ci ay mais journaliste yëpp yor nañu seen badge. forcément on l'a pas accroché au cou. en tout cas man manifestation yi may dem yëpp lu mu rëy lu mu mag di nga xàmmee ni kii journaliste te dinañ leen jox seen cër. mais lan moo nekk gilet yi nga xamante ne au moins dafay bëri ay poches yu bëri da lay permettre yow en tant que maa ngi waxee ñi nga xam dañuy yëngu ci rajo y avait quand même loolu yàgg na fi indi yàgg nañ ko gis ay journalistes yoo xam dañu sol seen gilet ñu bind ci ginnaaw presse ku ko gis dañu leen mën a xàmmee. même pour les journalistes yi jógee ci médias internationaux. exactement di ngay gis ñoom dañ koy sol mais peut-être xëy na ci baawu texte bi lañ ca wax moo xaw a léger comme quoi que ne dañu ragal parce que gilet jaune yi am France quand même il faudrait que qu'on sache faire la part des choses. Puis on parle des journalistes yoo xamante ne ci exercice seen liggéey ñu waajal élection bu mel ni présidentielle ñu war a jël seen matukaay ci lépp loo xamante ne seen kaaraange il ne faut pas oublier une chose mooy ne à chaque fois bu élection amee ay yenn manifestation yi kan mooy ñëw bu protéger journaliste peu de
Sénégal xalaat lu mel taxawaay ni boobu noonu man c'est un peu gênant surtout sax ci gilet yoo xam da nga ciy gis drapeau Amérique gis beneen côté bi suñu drapeau pour man am nañ ñun ay organes yoo xamante ni ñoo tax ñu exister. est-ce que c'est pas parce que état xalaatul xalaat bu njëkk xëy na moo tax mu gisee noonu. possible retirer. possible mais man pour man c'est un peu léger le fait que mu ko retirer noonu sans pour ñu joxe ay arguments yu dëgër yu wértu wóor yu mën a justifier un peu loolu man à part gêne boobu mu am ci mu bàyyeekoo ci ambassadeur aux États-Unis pour man c'est tout à fait normal qu'un journaliste mu am. puisse porter un gilet ici bien sûr. D'accord. Awa. waa Aram comme ni ko Pa Ousmane waxee rek parce que des fois da ngay gis manifestation yoo xam ne journalistes yi dañuy obligé dem ci côté policiers yi taxaw seen ginnaaw pour mën a am. c'est ce qu'on se dit quand on sort c'est-à-dire bu manifestation amee dañ naan la boo bëggee aar sa bopp ak sa matériel taxawal ci ginnaaw policiers yi wala seen côté. voilà alors que loolu c'est pas normal parce que yooyu nekk dara lu baax. et puis cadre bi ñu koy joxee sax c'est approprié. bu ñu insisté nag franchement am na ñoo xamante ni tey duñ dem di ko jox koo xamante ne bii ni tey du journaliste wala koo xamante ne bii xamuñ ko ci métier bi on ne va pas le faire képp kuñ koy jox dafay nekk journaliste parce que ñi nga xamante ne bii nangu ñu jox. di nga ci mën a def lépp et dafa doon tëju ba pare sax moyen la de couverture lay doon parce que dafay tombé bu xaw ville dafay xaw a sedd dafay xaw a ngelaw lu baax a baax la gilet yi mais je ne vois pas pourquoi il refuse ay avantages yu bëri je ne vois pas pourquoi il refuse que les journalistes mettent les gilets. xam nga dañuy jëm ci ay élections rek àdduna bi yëpp ñuy déggee coow yi ak coow politicien bi dañuy yaakaar ne Sénégal day tàkk rek moo tax États-Unis jël kii bi pour indi ñu ay gilets mais gilets yi. ñun suñu organe bi am nañu ay lakos yu ñuy sol. bu ñu di fàtte ñun barki démb làmb ji suñu xale yi pour policier mën leen xamee pour bu ñuy dugg duñu am problème ay lakos lañ sol ñu bindee DTV. kooku pour ñu identifier nit ki la rek amul man gisuma ci benn inconvénient mais lu tax États-Unis comme li Pape Ousmane wax États-Unis ñoom ñu ni nañ ci def seen drapeau ak suñu drapeau loolu quoi man laay lu tax États-Unis def loolu. c'est ça duñu ay anglophone. américains yi colonisé wuñu boo dee xool sax français yi ñooñu bu ñu woon drapeau français bu Sénégal. ça bu ko xoolee doon dina métti si don yu bëri nag yoo xam ne dinañ ko def si Sénégal ci dëkk bu mu mënta doon. waaw di nga gis seen drapeau gis suñu bos. waaw loolu tax mu jaaxal ma. c'est ça man loolu moo ma jaaxal pourquoi Amérique. mais bu fekkee tamit dañ koy jublu rek pour identifier nit ñi amul benn inconvénient mais li mu wér mooy élection yi. le 25 nit ñi dañuy dem xëy na journaliste yi bu ñu leen dàq yéen a fi dàq daw ngeen daw ak ñoo mën a daw booy dañuy daw ba réer. yow franchement tey oui madame mooy. bon est-ce que États-Unis waxtaan naa ci ak. ñi nga xam ne ministère de l'intérieur. ministère de l'intérieur wala ministère chargé de la communication. parce que tëb nga ni da ngay joxe ay gilet def ci sa drapeau Sénégal pour man à la limite dafay xaw a nekk lu frustrant. bu fekkoon ni xaw ma ndax waxtaan nañu ou pas mais su nekkee ni waxtaan nañu ak ñi ñu war a waxal mën naa jàpp ni du woon indi problème en plus tonton Sall wax na ko mais ñëpp dañuy sol seen ay Lacoste ñu def ci ay TFM DTV ak ñeneen donc pourquoi ñu insister pour ñu bëgg coûte que coûte. donner un exemple très terre à terre
bu ñu demee ci manifestation Benno Bokk Yaakaar président mooy chef de file bu ñuy def tissu pour femmes yi duñu def tissu APR tissu parti socialiste tissu lii tissu lii dañuy def mu unique. ñu xàmmee ñan ñooy ñan mais photo Macky Sall moo si nekk. waaye même tissu bi la ñëpp a koy bokk. waaw mais photo Macky Sall moo si nekk journaliste bu jógee TFM jógee RTS jógee feneen ak feneen sol gilet bu ñu bind presse rek. mais déglu ma journaliste la. da ngay dem meeting nga gis kii sol tissu bu marron beneen mu sol brodé. kii def vax kii def leneen ak leneen. ñu mais te ñëpp ci même groupe bi nañu bokk. abi waaw Ndayaram bu doon ministre de l'intérieur dafa ne raison yi pour que sàmm suñu souveraineté la dinañ d'accord parce que tamit wax nañ problème drapeau waruñoo États-Unis warul ñëw rek di ñu imposer ay gilet mais est-ce que avant état bi lu muy toog di xoole ba beneen état di ko xalaatal defaral ay journalistes am ay gilet pour seeni ay protection ci élection la ñu jëm ku ci nekk ci waxu campagne lay wax xamoon nañ ni Sénégal fi mu ne monde bi yëpp seen bët dañ ko teg ci élection yi bañ na ko ba ku fi transhumé sax presse internationale bi ñëpp dañ ciy def ay éléments di ko jàllale donc pour te dire que ni presse bi yëpp seen xel yëpp mu ngi ci Sénégal parce que période bu ñu toll moo tax ñëpp di xalaat Sénégal aussi mais tamit ñoom waa ministère de l'intérieur wala ministère de la communication waroon nañ xalaat loolu bien avant keneen di leen ko xalaatal mais aussi tamit mënuñu d'accord États-Unis wax nañ ko léegi tëb rek indi ay gilet ne leen sol leen mais tamit wax nañ bi ñuy jëli gilet yi bu ñu koy joxe journaliste bu amul carte de presse duñ la ko jox donc ça permet d'identifier day identifier ki nga xamante ni c'est un journaliste wala benn du journaliste loolu dafay participer ci sécurité journaliste bi ndax tey mën nga dem manifestation nit yor caméra wam yor benn micro wam ñëw tax la moom moo waroon defar ay gilet jox ko journaliste dem maison de presse bu ne jox ko lu ciy doy pour que journaliste yi mën a am protection parce que quoi qu'on puisse dire suñu liggéey la ñuy def. Très bien ñu jàll ci actualité politique ak Pape Ousmane Cissé. Rendez-vous électoral, les femmes, les grandes absentes de la présidentielle. Les grandes absentes parce que 5 candidats yëpp ay jigéen lañu. Lapsus ay góor lañu. yàqante wax jigéen ñi yow yaa leen ko tuddee ah. rek ma def samay soppe lañu. Sonko. Mais déjà juróomi candidats yëpp nekk ay góor je précise ay góor deful dara. ah si parce que jigéen la. mais est-ce que sénégalais yi pare nañu pour loolu la ñuy faral di dégg. mais est-ce que yéen noppi ngeen. non attends am na ay jigéen yu demoon dem wuti parrainage amuñu parrainage donc sénégalais yi ñoo peut-être maturagul wala jàpp nañ ni période bi ñu toll ni jigéen doyagu leen. mais déjà bu ñu xoolee jigéen ñi même ba ci formation politique yi souvent dafa mel ni second rôle yi rek la ñuy jouer formation boo gis da ngay gis responsable des femmes. Commission sur la base
liggéey di ci jëf am nga ay ambition te c'est le droit le plus absolu. ba nga commencé yëngatu ci wàllu politique ba léegi gis nga ci jigéen ñi ma lay laaj ba léegi ci lu waral mënuñoo yegg si ci yenn taxawaay yi est-ce que gis nga ci koo xam ne xëy na doon nga njort ni kii kat wala ñii kat buñ leen doolelee wala en tant que jigéen ñëw li ñu bëgg ci réew mi am njiitu réew bu jigéen nañ ko am. mais li ci ëpp jigéen ñi seen bopp ñooy xeexante da ngay dem parti politique da ngay dem ci benn parti mu am jigéen boo xamante ni day am benn aura bi jigéen boo xamante ni am na benn charisme boo xamante ni suñ ko jàppalee poussé ko dina mën sori mais am na ay jigéen yuy xeex d'abord dañu war a toog ñu raxasaat suñuy xol raxasaat jikko yi. mais faible na non déglu ma rek xaaral ma wax la. ça n'a rien ak wàllu programme ak vision ak idéologie. dama ni ba si sa kër mënul dox sans jigéen ba si état jigéen dafa am loo xamante ni moom lay peser si état jigéen dafa am loo xamante ni moom lay apporter pour si état donc jigéen dafa nekk élément bu essentiel ci àdduna ci vie ci politique ci leneen ak leneen ak leneen nañu toog ñu waxtaan ñu xool suñu bopp jëm xool jigéen boo xamante ni xëy na kii mun nañ ko porter ñu porter ko ñu jàppale ko liggéey xeex ànd ak moom ba nga xamante ni dina jël réew mi ëllëg man dama gëm ni Sénégal tôt ou tard jigéen da koy diriger. léegi da nga ne peut-être que population bi pareeguñu wala jigéen doyagu leen ndax yéen tamit femme politique yi pare ngeen pour continuer leadership boobu ndax à chaque fois da ngeen di jigéen. non parce que en général booy évoluer da ngay évoluer ci parti politique boo gis dafa am règlement intérieur am na ay charte yoo xam te ne moo tënk parti bi mun na décider par exemple pour nga nekk candidat parti bi day dem congrès. non ñi nga xam ni ñoo créé seen parti boobu. dem mujjee la mais parce que dañu dem demander sénégalais parrainage moo tax ñu recalé leen dañu dem demander sénégalais yi parrainé wuñu leen parce que xëy na doyaguñ leen pour jigéen nekk koo xamante ni candidat lay doon à l'élection présidentielle. bu ñu demee nag ba nga xamante ni jógee nañu ci présidentielle pare nañu ci élection locale mu amaat beneen alternative générationnelle pour man. parce que jigéen moom mooy sookul lépp loo gis ci këru àddina d'ailleurs même émission TMTC bi ñu def sax jigéen a koy présenté ça c'est la preuve voilà c'est juste pour continuer man par rapport ak Fatou man si sama dama man wax na léegi ne jigéen ndax pare na pour porter ay combat moom dafa doon porter benn combat ñun ñi nawoon la ci ñun ñi jàppoon la ci ñi nga fësoon ci lool parce que doon wax loo xamante ni bii nii foo ko waxee rek ñii dañ naan Fatou mi daal franchement c'est une femme boo xam te elle est déterminée li muy wax gëm na ko mais ñu dem ba ci biir la nga doon wax nga bàyyi ko topp ci leneen est-ce que genre comportement yooyu du tax ba suñu ne jigéen bi kat suñ ko wóoloo su ëlbati ko te dina defaat leneen. mais am na ñoo xamante ni jigéen nañ dañ nekkoon au pouvoir génn dem opposition est-ce que ñoom ñooy héroïne non ku nekk na ngay xool sa gëm-gëm nga doxee noonu. mais ci kàddu laa wax man. xaaral ma terminer man par exemple da nga ni dama nekkoon ci opposition bi ma jóge fa dem ci majorité présidentielle. dama nekkoon ci opposition di défendre loo xamante ni itam na ngeen koy wax dama mës a wax ni gëwuma Karim Wade dina nekk candidat bugguma Karim Wade di jiite nekk secrétaire général du PDS loolu ba ma koy wax ci nañ ma doon saaga ci nañ ma dàqee woon PDS ma gis du ma résumer sama carrière politique ci benn parti ñu dem mu am un libéral parce que ñun ay libéraux nañ bu nekk au pouvoir ñëw ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ma dëkk Ndar dama nekkoon opposition di wax waaw même ma ñëw ñu ma ciy naw comme si léegi nawatuma peut-être yow yow yaa gëm loolu waaw même ma ñëw rek c'est-à-dire xam nga dañuy waxtaan di nga ma déglu parce que ni ma lay dégloo di nga ma ko déglu li nga xamante ne moom la wax mooy Fatou yàggul dara mun naa ne sax c'est un passé récent bi ñu la dégloo assemblée da nga ne PSE bi yaa ngi ko tuddee plan Sénégal endettement ba tey PSE boobu mu ngi fi yi nga doon wax rek textuellement yow yaa ko wax mu ngi fi soo ko weddee mun nañ ko tegaat nga seetaan ko da nga ne Sénégal ñu ngi nekk di def ay dette di nekk di wër di leb te loolu suñu doom yoo koy fay barki dem boo njaay le président Macky Sall jóge France dem jëlee fa dañ fa leb xaalis mais ñu ko lebal nga waxaat ne état de droit boobu premier ministre bi Boun Abdallah moom moo fa toogoon état de droit la ñu wax li nga doon reproché li ñu dul deful état de droit parce que da nga ne
rapport yu bëri dañoo épinglé ay nit ñooñu dem làqatu ji ci gannaaw Macky et barki Dembo Ndiaye wax nañu ko Prodac 12 milliards li nga doon bañ démb 29 milliards du moins li nga doon bañ démb moom nga nangu tey moo tax ma ne la est-ce que kaddu bi nga doon wax démb nga bàyyi ko est-ce que ñëwaatoo ci man loolu laa la wax def naa benn émission temps yële benn télé ma ne dama gëm ni ku luubal dañ la war a woo nga rendre compte 29 milliards mais àndut ak sa démarche non bul wax loolu àndut ak sa démarche parce que mën na nekk dama nekkoon biir PDS di opposé wu ñu may imposé biir PDS dama nekk ci biir PDS di xeex loo xamante ni kenn du ma ko imposé parce que man je suis PDG de mes actes nu ma sentir lay doxee nu ma sentir lay waxee mais Fatou démarche bi man laa la wax non bàyyi ma terminer démarche bi laa la wax non da nga may bàyyi ma terminer xam nga yow peut-être nekkoon nga ci parti politique parce que loolu sa conviction la kooku nga gëm man nekkoon naa ci parti politique dàq nañ ma dem naa fi nga xamante ni foofu laa sentir sama bopp c'est la même chose c'est pas parce que gëmoo say idée quoi non yow yaa gëmul say idée parce que yow tamit jóge nga réew mi dem il paraît grand parti il faut ngeen arrêter itam di jàppee nit ñi nga xamante ni dañ jógee opposition dem majorité présidentielle ngeen jàppe leen ay dëmm non ku nekk na ngay xool li nga xamante ni moom nga jàpp ni fii gis nga ci population bi nii fi nga dëkk sa gox surtout gis nga ni fii ñoom dinañ ci gis seen bopp nga dem ci par conviction nu mu la neexee ba léegi nii su président Macky Sall posé woon acte yoo xamante ni pour man gëw ma ko damay toog dénoncé ko loolu wax naa ko non si dañuy ñëwaat si genre bi il faudrait pas que tamit ñu sori ci cadre boo xamante ne lii yàgg na di ko wax si yeneen plateau ak ainsi de suite genre bi la ñuy wax bu fekkee jigéen dañuy nekk ci foo xamante ne tout le temps en politique on a envie d'être revalorisé occuper yenn postes yi yeeg ñoom seen et que ñu am si ñoo xamante ne dañ leen ràññee ci seen taxawaay naka la ñuy waxee naka la ñu dëggoo ci seen i jëf benn jour man gëm naa ni jigéen dina jiite réew mi benn jour mais nag loo gis da nga koy teg ci yoon ngay dox di ci dox ay jéego di ci dem ba ëllëg nga mën ko kii parce que wax naa la man la sénégalais pour man période bi à l'instant T gëmagul ni jiite que jigéen mën na jiite réew la preuve jigéen ñi nga xamante ni demoon nañu wut parrainage yëpp kenn amu ci parrainage bu doy boo xamante ni mën na leen permettre ñu nekk candidat. on est d'accord mais est-ce que kon yow mën nga layal ku mel ni Aïssata Tall Sall ak aura bi ñu ko xamal ak jaar-jaaram dem laaj parrainage amu ko mu war a fidèle xëy na ak ay conviction bu fekkee dañuy wax ci réew mi bëgg loolu que mu choisir dem ci beneen camp mooy camp bi nga nekk est-ce que kooku mën nga ko layal tey. mu dem ànd ak Macky Sall benn ñaar Aïssata Tall Sall dafa nekkoon Benno Bokk Yaakaar génn dellusiwaat ñu ne dëmm la Thierno Bocoum nekkoon ci Idriss Seck génn dellusiwaat ñu ne euro la loolu mooy lan il faut aussi ñu respecter choix nit yi. mais Thierno Bocoum non attends rek c'est pas le même exemple lan la combattre c'est pas le même exemple li mu doon wax démb ak tey loolu mais Aïssata Tall Sall déggoo ko non c'est la même chose xam nga non c'est la même chose ku nekk am nga droit fa nga nekk que nga nekk opposition wala nga nekk majorité présidentielle am nga droit nga wax li nga gëm. Fatou li ñuy wax xam mooy lan on parle pas de choix xam la ñu wax mooy. choix la mënoo ko def leneen lu dul choix. mais ma ñëw ak idéologie. li ñuy wax mooy éthique. parce que il faut éthique bokk na ci. booy def boo nekkee ci benn profession boo xamante ne da nga war a am benn position de neutralité. nga doxal ko pas de neutralité non attends ma terminer non attends ma terminer il faut itam ñu respecter les gens ñu respecter seen choix. moom laa lay wax ni il faut tamit ñu déggalante pour ñu comprendre un peu waxtaan la dañuy échange nous ne sommes pas là pour nga wax ñu extraordinaire. non jamais li ñuy demandé. dañu bëgg mu leer rek pour ñuy seetaan. on ne parle pas de choix xam nga li ñuy wax mooy y a des problèmes techniques. li ñuy wax mooy. li ñuy wax mooy. non DTV il paraît mënatuñu seetaan. li ñuy wax mooy. kon ñooñu nekkuñu ci fréquence bu bees bi chaque jour ñu ngi jàllale BA pour wax ne sur RCN bi changé nañ fréquence. te bu doon loolu dañuy taxawuñu dañuy continuer li ñuy wax mooy li ñuy wax. te mu am solo te foofu la débat bi reposé wu mooy du question de choix mais question la nit ku tëdd ci këram am na njàng am na xam-xam tëgg lu mel ni parti politique wala mouvement xam association la ay nit yi clairement nga am loo leen lii ma waxoon ma yàggoon koo défendre génn naa ca manqué leneen te loolu mu bir ñëpp
c'est-à-dire dañu comprendre dualité boobu noonu ak ñaari discours yooyu noonu. ñuy gis suñu homme politique yi. loolu d'accord Pa Ousmane mais dama lay wax am na ñu nekkoon ci pouvoir bi mun naa la tegal man tamit ay vidéo yu doon wax di tagg régime bi di tagg système bi di wax ñu génn dem ci opposition bi commencé di attaquer di ne les clignotants sont au rouge parce que nekkatuñ fa ñooñu nañ ne ñoom ñooy jàmbaar yi ñoom ñooy héros yi ñoom ñooy lii ñoom ñooy laa non parce que ñoom tamit xëy na fa ñu nekk gisatuñ fa seen bopp gëmatuñ loolu ñu génn ña nekkoon ca opposition ba jógee fa dem feneen dañu jàpp ni fi ñu nekk parce que wax naa la Aïssata Tall Sall nee na diw ak diw seetsi nañ ma biñ ma seetsee ma xool diw moo ma doy am na ci droit nee na itam man dama toog waxtaan ak sama ñi nga xamante ne ñoom lay àndal mooy ñi ngay wax léegi ba ñun ñëpp ñu tënku ni diw mën nañu ànd ak moom donc kay Aïssata Tall Sall waaw xam nga war naa mën a nekk président de la république waxoon nañ ko fii mais ñun sénégalais yi muy góor muy jigéen ñu pareeguñu pour jox jigéen suñu réew parce que même ci suñu diine l'islam dañ naan toujours góor mooy jiitu jigéen mooy nekk ci ginnaaw psychologiquement loolu dafa formaté suñu bopp ba tollaguñu foofu am nañ nag ay jigéenu jàmbaar bu ñu dellu ay siècle ci ginnaaw am na fi jigéen ñoo xam dirigé nañ ay champs de bataille boobu ay dammee la fi nekk ay buur jigéen ñoo xam dañuy diriger ay champs de bataille di ko gagné. am na jigéen ñoo xam ne tey bi seen doom nekk buur wala seen borom kër nekk buur ñoom ñoo def ay sacrifice pour seen jëkkër nekk buur wala seen doom nekk buur kon jigéen yàgg na am ndam mais dañoo dem ci côté boo xam ni àgguñu foofu man foofu rek laa teg ni dañ fi àggul mais jigéen ñi ñoo mën a may chance seen bopp góor ñi accompagner leen mais da ngay xool c'est comme ñaari jigéen ngay boole ci kër wu jëbi mel ni tulle ak male asemaano couleur soo amee ku nekk si kaw di leen poobar kay dina mel ni tulle ak male non même ku góor ki sax mën na bañ a poobar bi laay am na góor ñoo xam ne góor jàmm rek la bëgg ci biir këram mais jigéen li jaral la doomam xuloo jaral na ko li jooy la doomam jaral na ko xuloo sa papa daana jigéen gone gu gàtt la gone gu gudd la rek li jooyloo doomam jaral na ko xuloo koo xam ne bu kontaanee fecc bu meree jooy kooku li nga koy dénk danga ko war a xoolaat dégg ma de d'accord ma ñëw loolu am de jigéen moom buy kontaan di fecc buy mer di jooy parce que amul doole ñaar yooyu rek la am te liñ leen koy nangul loolu moo tax ñun psychologiquement ñun pareeguñu pour jox jiite jigéen suñu réew Sénégal Afrique nag am na ay jigéen ñoo xam ne jiite nañu fi ay réew. pourquoi jigéen ñooñu nañu ko nangoo dañu ko defee seen i jigéen réew nangul leen ko xeexal leen même ñu jot réew moom suñuy jigéen ñoo war a njëkkee bataay bi. mais fi ne nii boo boolee benn kuréel honorable wax na ko léegi def ci ay jigéen bu amee benn jigéen bu gën a fës sax dañuy jigéen ñi commencé daf ko wujju mooy tax bu gaaw a yomb ci cadre boobu man ci foofu laa gisee ni rek foofu la yëf yi nekk mais bi ci des tamit damay d'accord ci moom ci li mu wax parce que nit ku nekk am nga droit def fu la neex Aïssata Tall Sall candidate la woon dem nañ rakkale nañ ko ndax amul ay parrainage am na droit nag dem fu ko neex ni kii laa faral noo déggoo ma de foofu laa jëm si am na droit dem fu ko neex mais démb wax naa ko fi suñu problème leen rek la seen waxi démb dadul méngoo seen waxi tey moo tax ma ne kon nañuy bàyyi wax ji rek tey jëf mais boo nee du ma def nangam ëllëg boo ko defee rek nit ñi dañ lay indi sa wax bi nga waxoon ba fekkoon tey jii waxul woon dara dem rek ci Macky Sall du am problème mais maanaam dañoo amoon lu ñu wax muy baat boo xam ne dafay rëy léegi bu ñu leen wëlbatikoo gisaat leen ca camp ba doon wax baat bu rëy gis la nga àndaat ak moom maanaam nga tam sa xarit dem daaw ren ñu gis la nga àndaat ak moom dañ naan lu tax mu defoon lii problème bi loolu rek la mais gisuma ci ni mu dem ci camp bi wala mu dem ci camp bi ay Sénégalais lañ ko am na droit dem fu ko neex waa xam honorable sànq ba tey ci waxam mi ngi wax ni que jigéen ñi demoon nañ uti li nga xam ne moo di ay parrainage mais amuñu ko peut-être que sénégalais yi ñoo pareegul pour jox leen li nga xam ne mooy pour ñu jiite réew bi mais est-ce que tey jigéen yooyu noonu demoon uti ji parrainage est-ce que dëggal nañ seen bopp est-ce que wane nañ li tax sénégalais yi di am confiance ci ñoom ba mun leen war a mën a jox seen bopp parce que bu fekkee ni tey yow da nga nekk jigéen nga créé benn mouvement yaa xam ne mouvement politique la wala ci lu mu mënti doon ngay doxee noo xam ne ñëpp naw lañ la ci ñëpp xam nañ ni kat yow jàmbaar nga fu dëgg waxee da jotee nga wax ko fu dëgg jotee même bu fekkee am na ñeneen ñoo xam ne sax ñu ngay ñëw ca ginnaaw wala ñu ngay ñëw ci suuf di la jéem a corrompre parce que ku ci nekk xam nañ politique ni muy doxee di la jéem a xëcc si wetam bu fekkee yow tey peut-être idéologie bi ngay wootee peut-être yaa ngi koy doxal continuer ko ba ci noonu mun na am bu ñu continuer ci doxalin boobu ba dem ci ay élection dinañ am confiance si ñoom daal leen jox li nga xam ne mooy suñu cadre waaye bu fekkee toujours bu amee
ñun ñu doxee rek ñu rallié wu ci ginnaaw kenn loolu ñun dafay tey suñu xel te gaw ma ni sax ci noonu ñuy doxalee dinañ dem ba bés ñu war leen mën a jox confiance ba nga xam ne mooy doxal réew mi pour man ci jigéen ñi mooy foofu mooy problème bi. waaw damay rek wax ni parrainage bi foog naa moo jiitu ralliement Aïssata Tall Sall parrainage bi moo jiitu ralliement ñenn ñi ak ñenn ñi nga xamante ni ñëwaguñu nekk ci yoon bi war a ñëw rallier di wax ni mi ngi am évolution parce que la daan nekk ci jigéen ci assemblée waxtu wi nombre de femmes ya ca nekk amul woon avant léegi da ngay gis jiite yu jigéen yu jiite ay maires yi jigéen yu nekk ay président conseil départementaux loolu ñi ngi commencé di évoluer ay temps Sénégal mosoo woon xalaat jigéen nekk premier ministre am na fi amaat fi jigéen ñi ngi jiite ay institutions donc si wàllu woowu xëy na suñu continuer di avancer di gën a di jàppalante surtout ñun jigéen ñi suñu biir dinañ dem ba ëllëg dinañ am koo xamante ni dina jiite réew mi jigéen ci wàllu modèle ci wàllu yorin tey bu ñu bëggee taxaw rek ci xool lu tax ñu war a mën a poser wu question ni jigéen war na ko mën a jiite surtout ci Sénégal ci wàllu yorin modèle yi ngeen di incarner moo xam seen i tontu nii wala seen i ndaje est-ce que mën nañ partager lu mel noonu xam bis bu yàlla defoon tey jigéen jiite réew mi war nañu mën a am xel mu dal que ni li saa di wax ni du rek dañuy kontaan fecc wala ñu mer ñu jooy wane seen côté. non mais ça lu mu wax def ne on est émotionnel. exactement loolu moo tax ma ne xam naa bu ñu ci continuer kenn duñu fal. ci li mu wax loolu laa dégg. li ko war a incarner xëy na gis am na jigéen yoo xamante ni dinañ am lu leen naqadi dinañ xeex ba li leen naqadi loolu dinañ ko dindi teg fi ñoom li ñu bëgg du ñëpp a faible am na jigéen mi jiite mouvement ngeen ciy réfléchir ñu mën ko partager pour woon tamit ñu mel ni Sala Bigué ne attention quoi que ngeen mën a wax ñun aussi tamit mën nañoo jiite réew. foog naa ku mën a jiite ku mën a yor kër. kër nu mu mettee te complexe. du dul réew sax mën nga ko jiite. 15 millions la ñu wax de. na nekk 100 millions parce que jigéen day dunde noo xamante ni si. xëy na loolu dina am loo bëri loo xamante ni da koy wàññi ci seen évolution donc ñun ñoo war a am benn comportement bi xool nu ñuy changé wu ba nga xamante ni ñun tamit am un certain comportement bu ñuy permettre sénégalais yi gëm ni jigéen ëllëg mën na jiite réew yéen a ngi wax ralliement jigéen ñi rek mais Ablaye Baldé candidat la woon dem na ralliement xam nga loolu ba tey xam nga loolu honorable xeex bi fépp la am muy góor muy jigéen te Sénégal bëri na ay jigéen yi nga xam ne ñoo mën góor du fi benn du fi ñaar du fi xaaj du fi jeex te Aïssata Tall Sall pour prendre son exemple elle était bien partie pour un jour diriger le pays question de ralliement muy jigéen muy góor du débat boobu peut-être que tey lan moo tax ñu war a jox confiance jigéen gis nga ki exemple Abdoul Mbaye bi
jóge pouvoir dem opposition di ŋàññi pouvoir ak ki jóge opposition dem pouvoir di ŋàññi opposition ñoom ñoo yem benn àtte parce que la sa waxu démb dafa méngoowul ak sa waxu tey xam nga wax nga achat ku jóge opposition dem pouvoir la ñuy ŋàññi ku jóge pouvoir bañ a dem opposition duñ ko ŋàññi ñoom ñëpp ñoo bokk benn mbuus Sénégal tey dañoo toll ci façon politique bu nga xamante ne amaana ku ci nekk sa intérêt bopp ngay jiital ci kanam pour mën a am li nga bëgg ñoom ñaari pàcc yëpp dañoo am toor kon donc bu dee tey jigéen tey amoon nga benn mën-man bi war a tax tey nit ñi wóolu la ba nga dem ba kay waaj a yegg amaana du tey ndax parrainage mën na la kale mais suba xëy na soo continuer woon di combattre wala di wéyal sa même idéologie xëy na di nga convaincre d'abord say moroomu jigéen ba convaincre laale ñi nga xamante ne ñooy góor ñi am na ay moroomu jigéen yoo xam dañ convaincre nag ba nga xamante ni ñun dañu gëm ni jigéen war nañ mën mais jigéen ñi ñoo war a gëm seen bopp ba pare mais gëm suñu dugg seen góor ñi nga leen di tàccu yor seen sifflet est-ce que politique bi day évoluer est-ce que le risque yi yéen a ngi koy mesurer risque bu muy am conséquence bi ci espace politique bi maanaam nga jël sa mouvement ak sa lépp nga ne maa ngi dem ànd ak camp bi moo xam bu mu mënta doon opposition comme pouvoir est-ce que yaa ngi mesurer ne derrière il y a un risque que les militants ne suivent pas non man jàpp naa ni képp bala ngay dem di ànd ak kenn di nga waxtaan ak sa base di nga toog nga waxtaan ak ñoom di nga leen fii kuy politique ñi si amul base ñoo xam mais fii kuy politique jàpp naa ni am nga base boo xamante ni mooy sa base affective foofu mooy sa mën nañu wax sa champ de chasse su nekkee ni waxtaan nga ak sa base nga wax leen man dama nekkoon si wàll wi ba ma fa nekkee nii laa gisee woon doxalin bi dénoncé naa ko jóge nañ si wàll bi kii nee na lii ak lii dina ko def commencé na teg jéego yi teg ngeen ci seen bët. est-ce que li gën jàppoo leen ni li gën mooy ñu jox ko beneen mandat ba nga xamante ni lii mu tàmbali dina ko mën a yeggale. waaw mais ma ñëw si man si définition principe man bëgg naa xam principe bu ko nit amee ci ban moment lay sóor ni moom dafa war a changer principe laa wax. ci moment ba nga xamante ni la nga nekkoon boo gisee ni lii doxatul. principe tekkil ko wolof ñi ñuy seetaan bokk ci ñu xam lan mooy principe. mënuma ko tekki nii ci wolof yow mi ko xëy na mën nga ko dégg mais dama ni déglu ma mais dama ni yow boo nekkee ci benn wàll nga nekkoon ci di ci wax di ci dox di ci jëf nga dem ba gis ni wàll woowu doxul lii ma gis kat bu fekkee ni ci lay wéy sama réew mi du jëm kanam te fële mi ngi doxal mi ngi waxal ba mu nekkee ci loo xamante ni da doon cangal réew mi dañ ko doon wax bu réew mi tàmbalee dox il faut pas être nihiliste dinañ ko wax avant ñu ñëw si personne Fatou man dama jàpp ni li ngay wax amul cohérence amul aucune cohérence parce que su fekkante ne da nga ne te sax sànq yaa ngi wax léegi ne réew mi ne grand parti juum nga xaw ma ko la renseigné mi juum nga ñaareel bi nee nga su fekkante ne da nga nekk ci benn wàll di doxal wàll woowu nit ki jiitu nekkul di def dara lu baax da ngeen di génn kaas ko la nga doon kaas démb mu ngi fiyaat tay ba tey fa yow li nga jàpp waaw xaar ma eggali rek ku nekk yaay xaar ma eggali rek Fatou ku nekk ak ni nga jàppee waaw mais xaar ma eggali li nga jàpp man ci say kaddu li nga jàpp comme c'est normal nga am comportement boobu c'est normal ngay waxee noonu parce que ku nekk ak fi nga nekk loolu ngay défendre même ma eggali dama ne ku nekk fi nga nekk ngay défendre waaw d'accord nañ déglu woon te rek Fatou xam naa ne tey ñu ngi toog def émission faw di nga ma déglu de déglu moom di nga ma ko def ni ma lay déglu waaw ni ñu déglu woon te rek d'accord waaye mais li ma dama jàpp mooy la nga doon wax démb ba tey li nga doon kaas démb Fatou ba tey mu ngi fi ma gëm ko sénégalais yaa ñu seetaan xam nañ ndax loolu am na u amul et xam nga man lu ma jaaxal ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk PDS leur seul discours li ñuy wax mooy ñu jot a génn PDS bopp mooy Karim Wade du ma jiite mais Karim Wade du la jiite mais li nga doon bañ ak Karim Wade yow sa principe bopp la sa conviction bopp la mooy lan parce que ñii lu ñuy def ni baaxul donte Karim Wade jiite na la donte Karim Wade jiitewu la loolu yow loo gëm la ba di ko xeex mais Karim Wade jiitewu ma rek d'accord léegi ki fi nekk mu ngi doxal lu baax léegi damay dem ranger ci moom kon c'est
nit yu nekk sa gannaaw am ñun ñoo xamante ne yow lañ gëm sa idéologie gëm say conviction gëm say kaddu nga taxaw di ko ba Sénégal ñëpp di la dégg mais soo wëlbatikoo ne kii kat la mu doon doxal démb mu ngi koy doxal tey loolu dafay teye xel sénégalais yi ba pare wax nga léegi nee nga nit mënut a nekk pourquoi duñ jàppee ñu génn ci pouvoir bi dem nekk euro mais on va prendre un exemple beaucoup plus du concret mooy Thierno Alassane Sall mais Thierno Alassane Sall il avait un poste de ministre quand il est sorti il a dit qu'on a voulu l'imposer quelque chose boo xamante ne moom amaana mënu koo nangu dafa génn dem opposition ñëpp xam nañu opposition nu méttee loolu moo waral ñi nga xamante ne dañoo nekkoon au pouvoir génn dem opposition parce que xam nga dootoo gisati dara mais yéen ñi nga xamante ne léegi nekk ngeen coalition Benno Bokk Yaakaar nag affaire yaa ngi ñëw on vous comprend su fekkante ne jël ngeen yéen décisions yi mais il faudrait que vous arrêtez de parler ou bien de dire aux Sénégalais que ni non li ma nekkoon parce que dama doon bañ yenn affaire yi la nga doon bañ démb faatu moom moo fi amaat tey da ngay naan keñ da ngay dugg fi nga xamante ne bii ni tey foofu nga gis sa bopp foofu nga mën a nekkee mais bul ne la nga doon bañ moom am fii tey loolu amul d'accord ma ceeg yow moo tax ma ne si li nga am benn cohérence xam nga da nga ni parce que pouvoir bi fa la affaire yi nekk moo tax Thierno Alassane Sall dama lay wax Thierno Alassane Sall démissionné wul dañ ko dàq c'est pas la même chose loolu c'est autre chose non dama lay wax parce que da nga ni dafa génn loolu beneen débat non parce que da nga ni dafa génn man loolu beneen débat moom loolu la wax loolu beneen débat la mais ba mu waxee loolu Macky Sall ne dañ ko dàq waaw mais c'est donc ku nekk yaay xool ki la neex nga gëm ko man Macky Sall li mu Macky Sall wax laa gëm mooy daf ko dàq man dama nekkoon PDS dama mës a gëm ni du ma gëmul dama koy dénoncer gis nga bi problème u Idi Seck Ablaye Wade amee fu ñu dëkkoon ñun dañu fa génne woon xam nga lu tax gëmuñu woon ni ñu doon doxalee ci parti bi booba bu fekkoon pouvoir la Ablaye Wade mi ngi ak pouvoir mi ngi ak armée mi ngi ak xaalis mi ngi ak justice mi ngi ne léegi mais dañu jëloon suñu courage à deux mais combattre loolu benn ñaar na nga ni ñun dañu génn ñu dañ ñoo dàq c'est pas la même chose parce que dañ ni woon dañuy toog ci biir parti bi di xeex li ñu gëm biñ ko xeexee di ñu gëm comme nag man nekk moon PTS parti tënku sénégalais PDS laa nekkoon kenn du ma tënk ci loo xam te ne daf la neex ma siy wax si biir parti bi di ko dénoncer biir comité directeur d'accord il faut ñu avancer c'est-à-dire li gën a am solo tey li gën a am solo ce n'est pas ay personnes wala taxaw ci ay diw nangam xam lu mais yéen a ko commencé par Ousmane waaw d'accord li ëppul solo li ëppul solo xam nga lan la mooy tey il faudrait que tey ñun fi ñu toll tey ci réew mi que ñu am ay leaders yoo xam ne dañuy réfléchir sur les vrais problèmes des Sénégalais di ci apporter ay solutions yoo xamante ne seen gis-gis jàpp nañu war ñu ko mën tënk dafa am benn xeetu génération politique boo xamante ne tey yéen ñi leen féete kaw dafa am lu ngeen warloo ak ñoom te ñu ngi koy xaar ci yéen te am na ñenn ci yéen ñu ko ci respecté mais am na ñu ci des xam mooy lan mooy transmission modèle d'homme politique bu ngeen bëgg a bàyyi génération bi di ñëw pour man génération boobu noonu di leen xool am lu ñu gëm ci wàllu valeur ñu koy wax fu ne bu fekkee ni ba léegi da ngeen bëgg ñu relativiser le mot valeur bu leen neexee ba léegi mais valeur la ci ñi ko gëm xam ko c'est-à-dire loolu pour man mooy quintessence su débat bi mooy ku mel ni Fatou Thiam tey au-delà de taxaw ni maa diw nangam diw nee na nangam tey ci vraie question yi nga xamante ni dafa interpeller yéen en tant que jigéen dëgg ngeen gëm ni war ngeen mën a am réew mi fu ngeen ko jëlee am fu ngeen ko yóbbu gëm ni mën ngeen ci wàllu yorin yéen ci mën yéen yor kër yi yéen yor société bi te mën nga yor réew ngeen démontrer ko ci ay actes concrets waaye aussi ci réflexion yi ngeen di mûrir di ko proposer pour nit ñi xam kat ni fi ngeen teg seen tànk baaxul nangam c'est-à-dire ci réflexion yooyu en tant que jiite mouvement ci formation politique yéen en tant que jigéen ci loolu leen di xaar pour que nit ñi mën a ñeme kat ni am na yeneen alternative yu am du rek góor ñi kon nañ leen jox su fekkee nag yéen a war a mën a nekk foofu mooy junj neew leen fa yeneen ci xaxarante wala taxawee fee saaga kee wala wax kee nangam dañ naan on est désolé du foofu lañ leen di xaar ñun soxla nañ beneen fàccaam boo xam li nekk ci bopp bi ak la mu jàng ak vécu bi mu am mu fexe ni ci jëriñee réew mi yàlla dafa def ni man ku ma xam-xam ni problème yoo xamante ni Sénégal yi dañ koy dund su ma ci demee par exemple wax naa la ko sànq fa ma dëkk surtout parce que kuy def politique da nga am sa base affective da ngay dem nga xool déjà yow da nga koy dund mais da ngay ñëw wax ko fa nga ko war a waxee ñu fajal la ko mun naa la ci jox ay exemple yu bëri 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 benn ñaar xaxarante beeg saagante bi mais ku ko fi dàq def góor la. góor. mais Ousmane Sonko li muy saaga nit du ko def nit saagoo ko Ousmane Sonko li muy saaga jigéen saagoo ko. yow nag camp boobu waroo ci woon dugg non ma terminer non waroo si woon dugg ndax da ngeen am kenn koo xam ni président li mu def groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar fii la toog ñu laaj ko te ñemewu cee wax ma ne xaaral ay miru ñëw fii la ñëw bañ ko ci laaj ci ki dàq saaga si yéen waxul dama ni loolu moom jeu boobu buñ ci dugg diw mooy saaga kii saaga mu jël yenn propos yi di ko tenir ànduma ci tey ànduma ci ëllëg
saaga dañ koy teg fële. que nga soit que nga nekk dans la majorité présidentielle que nga nekk dans l'opposition d'accord ma ci. c'est ça le message boo nee jigéen ñi. c'est ça le message non attends ma terminer. soo nee jigéen ñi dañuy xaxarante di saaga mais Ousmane Sonko lu muy saaga jigéen amul fi. mais Cissé Lo mi ngi saaga tamit soxna si te kenn waxu ko si seen Cissé Lo li mu taxaw wax ko saaga ko kenn ànd ceeg moom te man dama koy. ah merci kon loolu moom boo ko waxee ñu dàq man message boobu laay bëgg. bëgguma ñu naan kii saaga na kenn war a lu ma gëm lay wax la violence verbale. du encourager la violence verbale mais c'est que su nit waxee ca xëy na doyuñu wax ba nga koy tontu parce que dañ lañ nag gàcce wax gàcce tontu fay na ko mais doo même bu fekkee da ngay tontul peut-être avec des arguments solides mais saaga dafa nekk demi rek bu nekkee directoire campagne Macky Sall nee na saaga loowu ma kenn demandé wu ma kenn mu saaga ku ko def di nga ma tooñ dafa am ñoo xamante ni nag xëy na suñu waxee suñu tàngee mën nañu saaga mais man d'accord ma ci kuy saaga am na solo moo tax ma jàpp ne saaga Pape Ousmane balaa ñu ñëwaat si yow gis nga saaga ak toroxal nit ak xaste ak ŋàññ ak wax lu ñaaw bokku ci suñuy valeur képp koo xam ne sa politique yaa ngi ko teg ci saaga te suñu commencé persala nga baal ma ci loo xamante ne dañ koy encourager ne yoon la bu demee ba lu ñu daan ñaawal ñu dem ba rafetal ko seet lu ñaaw sax ñuy jéem di ko embellir kooku tey boo taxawee saaga réew moomu ci déperdition lay gën a jëm que ascension. bien sûr xam nga Sénégal nee naa la mooy dëkk boo xam da ngay saaga nit am fans club nga sàcc xaalis avocat yi protégé la Sénégal rek la am da ngay saaga ay nit ñu ubbil la fans club yaa fi man yaay jàmbaar ji yaay Sénégal rek la am saaga moom ak toroxal nit moom mun leen a fexe bu àdduna bi yëpp àndoon bu ko daganal te yàlla suñu borom dagan lu ko du dagan kon nit ñi nañu delloo si suñu xel delloo si suñu bopp parce que nit da nga war a respecté doomu aadama mais bu ñu ñëwaatee ci cadre jigéen Marème Wan lii pare naa nekkoon na benn jigéen boo xam moo njëkk samp ndëndam ci ëttu présidentiel dañ ko bëgg a fàtte mais kooku jamono jooju ba mu doon imposer loolu xëy na moom gisoon na ni jigéen war naa mën a nekk président de la république mais jamono boobu gëmuñu ko woon nit ñi boole wuñu woon sax parce que dañ ko doon wax sa naan pare naa la tudd moom de pare na loolu sax lañ ko doon xasee kon dañuy dellu si waat ci genre gis nga jigéen il faut ñu jox ko cëram ci réew parce que tey waxtaan bi loolu la tey jàmbaar ju mel tey jii du ma propagande kenn bari nañu fi su ma du ma tudd tur sax ñu naan kii am na fi jigéen ñoo xam ne wallahi boo leen joxoon nga tudd ku nekkul candidat rek waaw loolu laay bañ loolu non nekkul candidat du candidat sax mais du ma ko tudd parce que damay bañu yaakaar damay kii wala dara mais am na jigéen ñoo xam ni ay jigéen lañu mais ñoo dàq boo leen joxoon réew mi dinañ ko diriger noo xam moom law ni ko góor ñi jàdd droit intérêt personnel yooyu nan ko bàyyi bu fekkee dañoo gëm suñu réew boo gisee politiciens yi gars yi di leen ŋàññi loolu dong la de li ñuy wax moom seen bopp dañ koo gëmul dañuy bëgg a yuuxu rek pour gars yi woo leen jox leen ci affaire bi ñu noppi li fay nag ñoo ngi politiquer noonu gars yi duñ ko def c'est comme aussi nga nekk ci pouvoir bi xëy na déggoowuloo ak waa pouvoir bi wala xëy na la nga yaakaaroon ba dugg gisuloo ko nga génn wala ñu dàq la nga dem nag ca fële ni léegi damay sànni xet te amaana sax jotoo fa am dara de jotoo fa am dara parce que da ngaa yaakaaroon dem yaakaar ni boo demee dañ naan mburaaka maa ngi ni mëxalte ni muut nga dem gisoo mëxalte ni muut nga dellu nag fa nga nekkoon nii du ñu dara commencé saaga dikki dañuy bàyyi yooyu sénégalais du xas moromu sénégalais gor du xas moromu gorom fii koo fi xas sa bopp nga xas koo fi gaañ yaa koy faj ku fi gaañu yaa koy suuli ñu ni neen la mbokki neen la ñu nañu rafetal soo mi rek tudd ko jabi dëgg la Pape
est-ce que bokkutoon ci doon ay gentleman comme ni ñu ko waxee ci langue bi même bi ñu yëkkatee ay kàddu xaxarante violence nangam ñu jékki-jékki rek gis benn siège bu ñu saccage bu mel ni Ousmane Sonko que li ngeen doon ay gentleman ne xaaral kat ginnaaw ma ko condamné dem massawu ko nit ñi xam ni que ni politique c'est vrai mën nañu waroo ci gis-gis mais du tee am na loo xam te ni ñoo ko bokk muy réew mi su naqar amee ñu jege ko comme ni ko président Macky Sall di defee ku mënti doon ci opposition bi bu deelee wala dara dina la jege. mais damay wax rek nii bu fekkoon ni suñu intérêt personnel moo ñu tax a dem majorité présidentielle li ñu jëkk def mooy négocier ay postes parce que gis nañ ko fi am na ñi nga xamante ni dañuy sax nekk candidat uniquement pour après négocier poste donc ko xamante bokk ci la grande majorité présidentielle joxuñu ma subvention joxuñu ma dara dama gëm ni dama war a xeex maa ngi ciy dox di sa xeex négocier wu ma benn poste pour kaw Ousmane Sonko loolu vieille méthode la ñun dañ nekk xale nekk ci keppaaru politique bi xam nañu ku nekk ni ngay doxalee Ousmane Sonko man dama gëm ni kenn saccagewul siège am xam nga lan laa gëm liñ koy jiñ ci 12% yi liñ koy jiñ ci affaire Mercalès ay kàcc yi mu indi ci affaire 14 milliards la bëgg nëbb. léegi nga ne fii bul encouragé. la bëgg nëbb la bëgg nëbb ku fi wax loo xamante ne suba ñu xëy di ñu jéem a tontu loo wala ñu ñuy woonaan damaa bëgg a tontu. xam nga ci boo ma ko mënee may soo ma ko mënee may. xam nga rafetal ko moo tax ma wax kàcc. soo ma ko mënee may. non rafetal ko moo tax ma kàcc parce que am na beneen mot boo xamante ni pour man. moo gën a ñàkk teggin te utilisé wu ma ko. Persala lii foo ñu lijjanti ko je suis contre et du ma ko bàyyi mu continuer y a des mots yu ñu mënul utiliser dafa am loo xamante ne da nga ko fi wax te il faut ñu continuer ko ku ci nekk boo sañoon du ñu wax dara loo xamante ne suba fii nga ñuy indil problème mun kooku duñu woo dañu war a tontu donc rafetalal kàddu bi comme ngay politique mën nga politique te doo ko ñaawal dimbali ma ci plateau bi nga rafetal ko ba bëgg déglu ma fii amul lu ñu fiy ñaawal kàddu gi bëgguma ko kàddu boobu gis nga kàcc bi may utiliser kàddu boobu madame Thiam bëgguma ko am na moo yu ko gën a ñàkk teg jërëjëf merci beaucoup nous passons à la partie sport. Merci beaucoup Païs ñu def actualité sportive continuer suñu émission ak ki nga xamante ne gedd na je l'assume parce que am na loo xamante ne du ma ko nangu ci plateau et je l'assume pleinement ku fi ñëw te mënul tenir discours bu rafet ci ñi koy seetaan ak ci ndaw yi nga xam ne ñu ngi koy seetaan na ko waxee ak feneen si elle sort elle boude c'est son problème grawul mais ñun ci rafetal am na loo xam ne duñu ko teg ci ndoddu jàmbur te kooku new fi pour tontu jëluma parti pour kenn nag bu nekkoon si président Macky Sall sax du ma ko nangu alors actualité sportive ak président Mbaye Sène ñu ñëw ci CAF bi Côte d'Ivoire accepte d'organiser la CAN 2019 effectivement une CAN 2021 boo xam ne 2023 c'est ça 2021 la ko Côte d'Ivoire waroon a organiser mais malheureusement ak infrastructure yi nga xamante ni pareet bu loon ñoom ñoo waroon a jël li nga xamante ni moom mooy 2019 finalement ñu jox ko Égypte Cameroun ñu yóbbu ko 2021 Côte d'Ivoire ñu surclasse ko yóbbu ko 2023 bien que à un moment donné bëgguloon loolu moo taxoon Ahmad le président de la Confédération africaine de football dem fi nga xamante ni bii nii moom mooy Abidjan gisee ak le président Ouattara wax ak moom mu nangu li nga xamante ni moom mooy organisation Coupe d'Afrique boobu en 2023 di wax nag la Côte d'Ivoire 2 fois la ko jël la première c'était en 1992 fii la woon stade Léopold Sédar Senghor équipe ba ñoom Abdoulaye Traoré ñoom Joël Thiey ñoom Omar Ben Salah ndeysaan Omar Ben Salah l'ancien joueur de Laval ak joueurs yooyu nga xamante ne ñoom Gadji Séri ñoom ñoo nekkoon foofu nga xamante ne moom mooy Côte d'Ivoire il connaît le football foofu boobu dafa yàggoon daje woon nag ak équipe bi nga xamante ne mooy Ghana bu Abidi Pelé bu Nilamte bu Anthony Bafoué moo retoon penalty bi 92 doon fii stade Léopold Sédar Senghor beneen bi 2015 la après bu ñoom ki nga xamante ne moom mooy Didier Drogba arrêté ñoom Yaya Touré ak ñoom Gervinho ñoom ñoo ko jël fa li nga xamante ne mooy Guinée équatoriale Côte d'Ivoire nag dina ko organiser waat li nga xamante ne moom mooy en 2023 ay ci wàllu infrastructure le pays est prêt pour mën a jël compétition bu toll noonu ndax toll na ci foo xamante ne Sénégal bu mu doon jéem a am compétition ak Guinée dafa bañ démarqué wu waaw Guinée dafa bañ xam nga 2025 dañoo xalaatoon ni Guinée dina d'accord ak Sénégal ñu def co-organisation mais finalement Guinée moom mooy organiser 2025 côté infrastructure ne yaakaar naa ni Côte d'Ivoire ils sont
assez outillé pour organiser li nga xamante ne moom mooy Coupe d'Afrique des Nations 2021 lañ waxoon mais 2023 lañ yóbbu li nga xamante ne moom mooy organisation bi ils ont largement le temps pour vraiment se refaire équipe bi nga xamante ne moom mooy Côte d'Ivoire. ñu ñëw ci stade Lat Dior, fin des travaux de rénovation. Fait des travaux de rénovation xam nga stade Lat Dior mën na mu abriter le dernier match des éliminatoires de la CAN 2019 bi Sénégal Madagascar ki nga xamante ne bii nii nag moom mooy Mbaye Faye bu CSTP moom moo ak gagné marché yooyu noonu yëpp. moo xam muy Léopold Sédar Senghor moo xam muy stade Alassane Djigo moo xam muy stade bu Ndiarème moo xam aussi muy stade Amadou Barry moom lañ dénk li nga xamante ne bii moom mooy fële stade Lat Dior ñu ngi nag ci dernier réglage yi xam nga. coalition Benno Bokk Yaakaar ci ay inauguration lañ ne moo tax bii dañ ko ci bëgg a boole pour mun ko guddóor a gaaw ci li nga xamante mooy inauguration yi mais li nga xamante ne moom laa ciy rafetlu rek mooy la personne qui a fait ça su ci amoon waaw non su ci amoon non tey bay dañ ko daan fajal ma sama loxo bi non tey mooy faj loxo bi yor sa tànk di ko téel ndax non tey mais nag tey damay wax rek li nga xamante ne mooy lu positif li ñu mun a ràññee mooy ku ci mel ni comme c'est entrepreneur boobu nga xamante ne mooy Mbaye Faye je le salue tout le temps il est en train suñ ci amaatoon yeneen 5 yu mel noonu yeneen 6 yu mel noonu yaakaar naa dinañ gën a am lu gën a bëree car Mbaye Faye est en train de faire un travail extraordinaire. Très bien. Foot européen, France, Angleterre et Espagne. C'est la première fois que cette équipe de l'avant Guingamp du football li nga xamante ne moom mooy finale Coupe de la Ligue après avoir éliminé le Paris Saint-Germain 2-1 récidivé nañu démb équipe bi nga xamante ne moom la Jocelyn Gourvenec di entraîné pourtant ils sont derniers de la Ligue 1 mais les Guingampais qualifié nañ li nga xamante ne moom mooy finale Coupe de la Ligue war a daje tey ak vainqueur diggante Strasbourg ak équipe bi nga xamante ne moom mooy les Girondins de Bordeaux leneen lu ñu mën a jàngal aussi en Angleterre on a vu hier l'équipe de Pep Guardiola je parle des Citizens de Manchester City ont perdu face aux Magpies de Newcastle 2-1 actuellement équipe bi nga xamante ne moom la Sadio Mané nekk muy Liverpool il doit jouer tout à l'heure en cas de victoire dinañ am plus de 7 points d'avance et ça sera difficile pour équipe bi nga xamante ne moom mooy Manchester City dab ki nga xamante ne mooy Liverpool la fois dernière wax nañ laaj lañ sa Sadio Mané est-ce que cette année ça sera la bonne pour remporter li nga xamante ne moom mooy le championnat d'Angleterre il a dit que ni ils sont très optimistes par rapport à ce sacre de cette année parce que non seulement c'est Liverpool est en train de dérouler un très grand football et pour aller en Italie dañuy ràññee li nga xamante ne moom moo fa am démb le Milan AC qui élimine le Napoli de Kalidou Koulibaly le meilleur défenseur actuellement du monde l'homme qui va coûter apparemment 100 millions d'euros du jamais vu la nar a doon l'enfant de Montella-Jolie Kalidou Koulibaly le défenseur du Napoli un jeune très correct et très élégant kooku nga xamante ne mooy Kalidou Koulibaly et pour revenir ci li nga xamante ne moom mooy pour terminer sax en Espagne Lionel Messi a encore frappé hier di wax ni le Real de Madrid xam na ni peut-être ñàkk na championnat bi fu mu war a teg li nga xamante ne mooy bëtam moom mooy la Ligue des Champions et la Coupe du Roi et comme dernière information après avoir recruté ki nga xamante ne mooy Paredes le milieu de terrain en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg le Paris Saint-Germain risque de perdre Neymar pour 10 semaines ce qui veut dire que ni au cas où le Paris Saint-Germain dem na football ji ak Manchester United les phases aller et retour su Paris Saint-Germain au cas où qualifié li nga xamante ne mooy quart de finale le match aller Neymar da ko mën a football bien que les Brésiliens ou bien le club français dans d'un commun accord ont décidé ki nga xamante ne mooy Neymar duñ ko defal li nga xamante ne mooy opération parce que dafay éloigner des terrains et juste après la fin de l'année il y aura la Copa América. Alors damay ñëwaat ci kaw Emiliano Sala parce que tamit recherche yi wane nañu gis nañ une partie ci épave avion bi. c'est vrai est-ce que tey mën nañu xalaat ne ba léegi dina am ñenn ñoo xam ne mën nañ leen retrouver sax ci xam nga léegi sànq rek bien avant may ñëw ñu ngi doon waxtaan ak sama rédaction bon entre parenthèses par rapport ak li nga xam ne benn papier ci Emiliano Sala moi je pense que ni suñu demee ba gis benn débris avion bi nga xamante ne bii nii moom la fa la Emiliano Sala nekkoon dina jafe ñu gis ko parce que nag recherche yi yàgg na te on a encore rien vu demoon nañ ba arrêté woon ko reprendre nañ ko pour jox espoir li nga xamante Cristiano Ronaldo joxe 1 million de waaw si même Kalidou Koulibaly aussi a donné Kalidou a donné si moo njëkk a joxe le défenseur du Napoli xam nga bàyyi reetaan bi awa bañ la ne Adja ba tey xamatoo lu dëgg Abi Sow bàyyi reetaan bi xam nga di revenir at ci li nga xamante ne moom mooy kii bi hier à Cardiff doon football ak nga xamante ne mooy Arsenal ça devait être le premier match de Emiliano Sala fu li nga xamante ne moom mooy Angleterre signé na woon na contrat ba pare maa ngi ko waxaat keroog rek lépp looy yóotu na doon li nga xamante ne moo la jik donte lu ñu ko doon fay Nantes double bi lañ ko doon fay Cardiff il avait 29 ans yàlla moom moo def loolu du ma ne kenn nag Emiliano Sala dootuñu ko gisati wala dee na ñu ngi am yaakaar ba tey mais nag pour ñu retrouver ko ça sera difficile mais mbiru yàlla kenn xamu ko. Un mot pour nos lionceaux U20. les U20 démb lañ doon jël li nga xamante ni moom mooy drapeau bi parce que dañuy dem nag l'équipe du Sénégal am nañ yaakaar si ñoom c'est vrai que ni dem nañ li nga xamante ni moom mooy finale mais jusqu'à présent remporté gul li nga xamante ne mooy raaya bi hier le président Augustin Senghor a dit que ni c'est l'année pour li nga xamante ni moom mooy les sélections nationales mun a jël ay coupe
Sénégal U20 ñi ngi dem équipe senior bi aussi mu ngi dem li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique fële ci Égypte. Il est vraiment temps que Sénégal remporte dara mais bu ñu ko teg nag ci le cadre de c'est le Sénégal qui gagne. Non, c'est le sport qui gagne et ñu koy football ñoo koy gagner mais c'est pas l'État ni le truc mais c'est le sport qui gagne. L'international Mbaye Sène que vous pourrez retrouver sur sportinter.tv ndax nag li gën a fës rek ci wàllu tàggati yaram da koy yaatal ci bile support di ngeen ko mën a am foofu mu gën a yaatal ci yeneen i discipline abi moom dama ko bàyyi ndax joueur bu bon la des fois mu ñëw jouer des fois mu daw comme ni mu koy defee ci rajo Dunia mais amul problème dama koy daw tey daal di ñëw rek si suñuy ndaanaan vous êtes des férus du ballon rond j'espère bien. Ah oui, évidemment. Oui parce que sànq maa ngi gis président Mbaye bu muy wax ngeen nekk di yëngal bopp ñenn ñi di ouais mais revenons sur le terrain musical et laissons le sport sinon je risque de me retrouver dans une position assez inconfortable ndax man bokkuma ak Habi Sow sànq maa ngi wax bi ñuy commencé ne am na projet boo xamante ni liggéey nga si mu di Bello. Bello lan moo ko indi. D'accord bon Bello am na ñuy laajte question boobu parce que Bello dafa doon bu ñu ko yóbboo ci côté espagnol parce que ñu bari bu ñu nee Gibson mu ngi basé Barcelone indi benn single bu tudd Bello ñoom il prétend entendre que ne comme ni ñu naan Bello en espagnol mooy. Bella laa doon xalaat non bu dee jigéen nga ne Bella Bello mën nañu ko jël ci italien comme espagnol ne comme ku góor gu rafet et tout ça mais bon ñun bi ñuy jël Bello idée Bello jëlewuñ ko ci cadre espagnol. dañ ko jël comme juste pour dire ma belle. D'accord. Mais bon musique moom comme am nga possibilité am nga ouverture harmoniser ni nga ko sentiré moo tax ñu wax Bello. am na vidéo boo xamante ne def nga ko wala c'est à l'étude. si am évidemment def nañu vidéo Bello bi ñu ko defee Barcelone. D'accord. Voilà avec une fille sax d'ailleurs que ma ciy saluer passage boo xamante ne moom Miss la woon ci Barcelone foofu moo ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer kii am facilité luñu ko bu baax ba ñu mën a def vidéo Bello boobu lépp jàppandi. Donc may rappeler aussi ne Bello production la bu ma def ak label Vasu Music que je salue de passage donc voilà mu ngi noonu. Très bien single bi dafa am beneen lu topp si ginnaaw album ou quelque chose d'autre. waaw ñu ngi continuer en avant-goût boo ñuy jox wala des na leneen. D'accord ñu ngi continuer di wéyal liggéey bi bon comme ni ñu koy waxee rek ñun moom liggéey rek la ñuy def musique la ñu gëm te it amuñ ci tànku ginnaaw je pense bien qu'à chaque fois que ñuy jéem a délivrer ay surprise ñi nga xam te mooy suñuy fans. bis bu ne rek ñu ngi jéem a xool lu ñuy doxee à l'avant pour di leen indi ak bett ak yeneen surprise kon évidemment ginnaaw Bello am na leneen lu war a ñëw dañu ci liggéey bu baax a baax a baax. moom lañ may nii si ginnaaw xam naa vidéo Bello bi laay gis. waaw vidéo Bello bi nga nekk di gis. noonu la tout juste derrière. alors ASJ moom sànq moom it defal nañu dara ci wàllu acoustique xam naa ne tamit nekk na quelqu'un boo xam ne xëy na très à l'aise si yeneen style musicaux maa ngi ko doon wax sànq mais dina am préférence surtout ci artiste ci genre boo xamante ne boo si évoluer ci ngay gën a nekk à l'aise. waaw ñun yàlla def na ni bu ñuy évoluer ci musique à l'aise dañuy nekk ci son yëpp parce que comme ni ñuy wax rek dañuy naan. talent day nekk ci doomu ay bu ma indee fii tama tëggal la te wayaloo ma. non damay taasu man tama ko si boole. si sénégalais dañuy nekk à l'aise ci style yëpp parce que comme ni ñuy wax rek wóolu musique la ñuy def. te artiste doo tënk sa bopp ci benn facette ne lii laa gën a maîtriser wala ci lii laay gën a toog. boo amee yàlla bu la mayee potentialité nga mën a def façon musique bu nekk donc da ngay bàyyi sa talent mu exprimer bàyyi sa talent mu exploser comme ni ñuy wax rek affaire yi ça vient naturellement. donc ñun ci yëg-yëg la ñuy demee rek. dégguma ci yëg-yëg la ñuy demee ci yëg-yëg ngeen di demee. yëg-yëg boobu noonu moo leen boole ba ngeen di liggéey lan mooy produit bi nga xamante ne concevoir ko yéen ñaar bi ngeen di jóg. waaw ñu ngi ci ay projet fu mu ne nii. label bu mu te doo ma si ñamal dara da ngay ñëw fii naa ma ñu ngi si ay projet. You know I know. Tu sais moi je sais sugar li ma namm ci yow dara du ko fay. You know I know. Tu sais moi je sais. waaw mashallah. mu ngi noonu ay son la yoo xamante ne xam nga ñu ngi koy job ci suuf. très bien. waaw dina ñëw mais da ba avant loolu moom dafay waajal albumam mooy Bello boobu extrait bi man tamit maa ngi waajal sama album ñun ñëpp ci même label la ñu nekk mooy Vasu Music. alors dinañ ñëwaat léegi poursuivre waxtaan bi dañuy dem def benn petite page publicitaire daal di dellu si plateau.
Puisé au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtré naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamançaise, naturelle comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com. Les week-ends économiques du groupe Excaf Télécom reprennent avec beaucoup d'innovation. Démarrage le 9 février 2019 au monument de la Renaissance. Faciliter le contact entre le producteur et le consommateur final, tel est notre credo. Pour tout renseignement, appelez le 77 016 29 05, le 77 920 36 89, le 76 614 60 85 ou le 70 720 36 00. En bon leader, venez réaliser vos projets les plus ambitieux. Dans le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Il me fait pas peur, grand-mère. Elle est vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? leen mën a nekk ci àdduna ci seen émission bi di Majalisul Ulama di jataayu borom xam-xam yi tey nag ñu dalal koo xam ne te muy Serigne Baba Meng ku koy yëg da nga koy jaare ci dàtt ba boo nu doon taarifal man huwa boobaa lan nga ni indi xanaa rek comme ni ñu ko waxee léegi rek di def petit témoignage boo xam ne bii dañ koy jiitalee waxtaan bi mu di suñu góor gii fi jógee di ba Alxaji Taala seede bi ñuy seede ci yin mën a seede
Love is short, but my love is forever. I will take care of you forever. You brighten my days, you are perfect for me. You the best thing ever happened to me. Ya no sé cómo explicar que tú en mi vida no es por azar. Ya que me da toda felicidad, ahora sigue viviendo mi vida. You always be the one in my heart. You tell me what is this girl parce que li nga woy nii franchement girl I was born to love you war nga ma wax kan la ma xam manit parce que sama gars yi daal sama séeréer bi doy na waar kii sànq ñëw na di wax ne waaw am na ku muy waxal te kooku dégg na ko waaye bëggu ci sori yow it xam naa am na keneen koy waxal Djibson. waaw bon man moom damay ne rek tey ñun ñëpp ku ci nekk nga xam ko ak nga ñàkk ko xam. dégg réponse bu may préparé. waaw mais c'est tout à fait normal ñu ñu ko. waaw direct la tontu bu direct. waaw mais xam nga parfois mën nga généraliser. ku ne gis sa bopp te day direct. waaw dama ne tey ñun ñëpp ku ci nekk tu as été victime même bu dee benn yoon la nit war na la. wala même bu dee benn yoon la dugg nga ci relation. am yaakaar ne dina marché te marché wul. mais tey nga xam ko ak nga ñàkk koo xam you was born for like somebody you know. yàlla def na juddu ba ngay juddu nga xam ko ak nga ñàkk ko xam kenn rek nga nar a bëgg te moom nga nar a nekkal ba keroog ngay dee nga xamoo ko peut-être nag. moo indi I was born to love you j'ai été créé pour t'aimer. kan la moom la ñu ne di wër man na gis naa sama boss franchement. wër ma gis naa sama boss. li ma wax ni dama ci am benn anecdote quoi sama benn kii daf ma doon wax ni sama benn xarit bu jigéen mu ne ma ndeysaan xam naa instant bi ki ma yàlla booleel ca aras. instant bi wóor na ma mu ngi toog ak kenn ku muy nekkal naan ko dinaa la takk dinaa la kii te wóor na ko ne ndeysaan li mu ko wax noonu du am man nii lay takk te maa ngi toog fii di ko xaar. c'est ça non mais affaire boobu dafa ma def c'est-à-dire ni mu ko waxee c'était mën nga ci toog mën nga kaf mais en réalité c'est pour dire que ni rek voilà ku la yàlla boole rek du woon fii te da ngeen waroon daje quoi jàpp naa ne loolu moom li parce que loolu la ñunul ñàkk tey mooy dañuy nit a ngi sonn ci relation mu koy jaral sax dem di sëriñtu nit ki mu koy jaral muy dem di sotti gis nañ ko fii di jël ay ndox mu tàng di ko sotti nit diggante ba tas peut-être yàlla namul woon ne foofu lay yéen ñaare ne da ngeen di sonn di ngeen crochante seen live mais du yéen ñaare ne doom mën na ci judd mais du yéen ñaare ne loolu gis nañ ko fi mais ki la yàlla ne kii ci kàttanu yàlla yow yaa koy suula mu suul la insha allahu rabbi muy neex ka muy naqari da ngeen di daje ci kaw àdduna waaw man nag yàlla def na gis naa ki nga xam te ni moom moo taxoon waaw yàlla yàgg waaye damay bañ a sori xam nga mais bien évidemment je suis marié. moo tax mu ci sañ a insister nii. mais bu marié wu woon. Moussa wax nii lay def. non boo demee mën na yónnee message xale jigéen yëpp. ñëpp dana yow non arrête non yàlla def na je ne suis pas du genre nag. je suis fidèle à ma femme et je l'avoue. donc super donc et puis message bu may jox góor yëpp la ku ci nekk. yàlla la fay cat kon amiin ki nga nekk ki nga bëgg daal jàpp ko parce que mbëggeel yombul. franchement quoi qu'on puisse dire c'est pas évident. nit ku la bëgg moom nga jaral ko lu ne jar na jéem lu ne aussi pour rendre ko li nga xam te ne moom mooy lim la jox. am na solo nañu góorgóorlu te yërëm jigéen dinañ ko fekk ci album bi bii.
waaw gaawal bu paree daal woo ñu am si est-ce que lu doon titre album bi sax. waaw xam nga ànd boo gis. ànd boo gis yàgg-yàgg taxalikoo dina am. ay nit ñi ngi sëy Souleymane Faye woyoon na ko. nit dina la bëgg di ngeen ànd nga koy doxaan ba yaakaar takk rek moo ci des mu xëy sëy ak keneen. nit ki di nga ànd ak moom ba ànd ba neex ba nga yaakaar ne ànd bi dootul jëm mu xëy benn bis ànd boobu yàqu mais li am solo toujours ànd dagan na taxali ko dagan na mais toujours lu ñëw rek na doon ëllëg bu ngeen tasante bu leen sëgg parce que taxali ko faaw moom soit kenn ku suul kenn ki wala divorce am mais ay nit tey taxalikoo nañu sax ci sëy ñu am fa ay doom ñu wëlbati ku jigéen boobu doon sëy ñu may ko cër ca fa mu doon sëy ñu may ko fa njëkk ba tudde ko fa doom parce que loolu dafa bokk société sénégalaise donc kon toujours li muy bëgg a wax foofu rek mooy ay nit bu ñuy ànd même suñu toogaay bi ñu toog nii du hasard am na ci suñu borom nam toujours nag il faut ñuy jiital loolu ku nekk jox cër sa morom ku nekk sóoraale sa diggante ak sa morom parce que gis nga bu dee ñun même yomal xiyam si bu dee ñun ak suñu borom yàlla ñun ñaay objet dëgg la gis nga objet doo ko defar di ko yàq mais ñun ci suñu biir la objet yi yàqante dëgg la yàlla ci la ñu woon li tax objet sama objet bi Papa Ousmane Sall bi yàq yow nga yàq sama objet bi yéen ñaar ñu réglé ñu mais bu dee ñu ne suñu borom du am problème moo tax toujours nañuy rafetal diggante yi soxna yi li mu wax nañ leen di muñal nee naa la keroog fii dafa am benn góor gu ñëw fekk benn couple di xuloo dañu fekk ñu xuloo mu ne ko góor ki yaa tooñ dafa ñëw ni ko yaa tooñ ku góor ki ni ko mais père doo laaj ne mu ne ko yaa tooñ mu ne ko kii dafa def li mu doon te yow defoo li nga doon mu ne ko kii lan la doon mu ne ko tooñ jigéen la mu ne ko man lu ma doon mu ne ko muñ kon faaw góor di muñal jigéen dëgg la bravo jërëjëf dinaa ñëw si kanam tuuti si Djibson ak ki nga xamante ne moo di ASG ci wëyal waxtaan bi rek comme tey amaat nañu beneen invité ci siège bu tàng bi ci kanam tuuti moom mooy tàggatoo ak Pape Ousmane Cissé di fàttali ñi ñuy seetaan rek ne Diacksao Diop je pense que noonu la balaa mu maa dóor Ndiakso Diop ñëw na fi moom it fekk si ñu si plateau bi nar a waxtaanee rek pesal ba liggéey Fissel Mbadane li ñuy préparé ci xew-xew pour 48 heures on va en parler ci kanam mais léegi 14 millions de problèmes. Awa Badji, un civisme mal tenace chez les citoyens. Effectivement Aram comme ni nga ko waxee rek ñu gis ni sénégalais moom dañu ñàkk civisme la ñu xamul wala dañoo ñàkk yar wala kenn comprendre daal lan lañ ko mën a tuddee parce que des fois da ngay gis nit yoo xam ne dañuy def yenn actes yoo xam ne yow sax daf lay jaaxal ci lu mu mënti doon ci anam bu nekk lañ koy wanee parce que Sénégal moom nit ñi moom dañoo doy waar léegi nag ci noonu def nañ benn waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di sénégalais wàcc ci terrain bi dégg laaj leen Sénégalais yëpp 14 millions xaw ma 15 millions bëgg leen 15 millions kon duñ fi jógee ñenn ci sénégalais lañ jot a waxtaanal nañu déglu ak ñoom nan lañu xalaatee yenn comportement yi nga xam ne ñenn ñi am nañ ko ñu dellu si waat ci plateau bi ci këram bu génnee noonu lay doxee ci mbedd bi ndax comme mbuus ndox bi ma yor nii di naan nii tey jii fekkee ne su ma naanee pare fu ma neex sànni ko loolu day nekk loo xam ne day tilimal réew mi kenn ku ci nekk rek da ngay xoolaat ni nga yare say xale aussi ni ngay nekkee ak ñoom ci kër gi di leen xamal salte lan lay indi ci dëkk bi ak li nga xam ne moo di maanaam nit aw yar itam lan lay jariñ doomu aadama ndax nit boo yarul rek boo génnee da nga koy wane ci biti ku nekk su ne damay def lu ma neex nangoo ku la diriger nangoo ku la jox ordre ku la jox conseiller donc pour ñu émerger pour Sénégal jëm kanam day metti tout d'abord je commence par moi café bii mën naan léegi xam nga su ma doon dox nii fii laa koy sànni ci mbedd bi saltel mbedd bi des fois nga dëkk ci banlieue yi gis kenn ku raxas ay ndabam ci biir këram ñëw tuur ko sa buntu kër. boo xoolee fii nii HLM bi yëpp cat ba cat booy dox mbedd yi nit ñi dañuy saw si mbedd yi te boo xoolee fi ñuy saw ak ñoom fi ñuy entraîné boo xoolee benn lay doon. ñi fi entraîné si boppam des fois dañuy ñëw di saw fii. yaakaar naa état bëri na loo xam ne war na koo def ci réew mi mais bëri na ci loo xam ne itam doomu aadama yi ñoom ñoo ciy jàppale seen bopp jàppale ci état ndax état li mën a def lépp bu fekkee ne mën na koo def itam nit ñi dañ ko ci jàppale pour mu mën a sotti. ndax bu fekkee ne tey jii par exemple da ngay gis koo xam ne dañoo teg poubelle ci mbedd mi mu dikk jël ko yóbbu sàcc ko jaay ko feeraay wa ilaa mu jaay ko leneen waaw te loolu noonu doomu aadama yi ñun rek lañ koy defal waaw ginnaaw état ñun lay defaral nag ñoom tam dañuy defaral suñu bopp ndax doomu aadama lu ñu koy defaral lu nekk moom moo koy bëgg bu ko bëggee rek lépp lu mu ci bëgg rek dina ci mën a jariñ état tamit deful li mu war a def parce que état bi defoon li mu war a def tey nit ñi du dox ci mbedd bay génnee awraam di taxaw ci taatu miir di saw autre part tamit mën naa wax ni ci nit ñi la parce que fi ay kër rek ñoo fi jigéen kon yaakaar naa nit boo safee saw
foo dugg ñaan pour tuur ndox. bien sûr état am na ci wàll parce que interdiroon nañ sachet plastique yi mais ça n'a pas abouti donc damay yaakaar tamit boo naan nit ki bàyyil dara da nga ko fay tegal dara parce que boo xoolee fii nii gisoo fi benn poubelle boo xam ne mën naa fay jeter sama kaas donc da ngay gis koo xamante ne mooy génn ci buntu këram benn poubelle mais au fait tamit même bu ko fi état tegoon tamit dañ koy sàcc man daal je pense que ne il faut que ñu changer esprit yi ba pare. voilà Awa Badji fii métti bëri na. trop sax ci secteur yu bëri laal nañ ko. lépp parce que ñoom ñi ngi koy wax ci li nga xam ne moo di micro trottoir bi ñu def da ngay gis koo xam ne par exemple ci mbedd bi day lekk ba pare sànni ko ci mbedd bi kayit wala lu mu mën ci doon mu sànni ko ci mbedd bi te des fois da ngay gis sax nit ku romb poubelle à côté mu sànni fa dara wala surtout ñi nga xam ne dañuy naan café dañuy jënd café ci mbedd bi ba pare parce que kenn ki ñu doom jël sa déjà moom mi ngi yore benn taasu café ne da lay leer ni su ma ko naanee pare dama koy sànni ci mbedd bi léegi loolu lan la si nit mën loolu dafa mel ni am na ñoo xam ne moom boo leen waxee ñu naan la sax boo ko defulee technicien de surface duñu am liggéey voilà ñàkk xam àddina ñàkk xam àddina ñi nga xam ne dañuy saw ci mbedd yi waxal tuur ndox per sala mi ngi yëngal sang bopp bi ndax vox pop bi tuur ndox la ñuy wax waa d'accord ñi nga xam ne dañuy tuur ndox ci li nga xam ne moo di ci mbedd bi ak yeneen acte yoo xam ne yu bëri ñu ngi koy def parce que ay temps gisoon nañ fi ñi nga xam ne mooy ay chauffeur de taxi war a jaar ci li nga xam ne moo ci yoon bi di jaar ci ay autoroute gis nañ fi façon bu ne ay magum jëm ay kilifa ak kaala kolam lii tamit per sala waaw fii lañ fi jëloon am benn vidéo bu doon circulé waa voilà gis nga taxi bi moom laa doon wax léegi wala da ngay gis koo xam ne am benn vidéo passerelle la nekk nii te mu war a jaar ci yoon bi jaar ci kaw passerelle bi moom ñi ngi ko jëloon mu doon tuur ndox pare ñu laaj ko loo ci xam mu ne non man du ma ko def loolu nit ku baax du ko def léegi loolu yéen la ci aram lan la ci nit mu nekk comportement yoo xam ne c'est à changer parce que dañoo xamul responsabilité bi fan la parce que bu ñu nee état bi daf ci am responsabilité maanaam état bi ñi leen fi nekkal mooy ci quartier yi gox yeeg goxaan yi mooy maire yi ñooñu leen war a dimbali di teg ay poubelle li nga xam ne mooy ci quartier yi wala ñu fay teg li nga xam ne moo di ay toilettes publiques yu ñu fa war a teg mais benn waay mi ngi koy wax tey dañ fay teg poubelle nga gis ku ko sàcc dem jaari ji ko jaay ko ferraille nga gis sax caniveau yi ci mbedd yi kubéer yi dañ koy sàcc di ko dem jaay li nga xam ne mooy fe ak yeneen ak yeneen même da ngay gis potu lampe yi sax ay temps nit ñi dañuy sàcc li nga xam ne moo da peut-être que léegi moom am nañ chance parce que ak ñi nga xam ne mooy lampe solaire yi duñu mën a wékkit xëy na lampe bi di ko jaay mais yu mel noonu dafa bëri léegi kon boobu ne nañ ne autorités yi ñi ngi def seen liggéey mais population bi ñoom ñoo def li nga xam ne moo leen waree te nit moom sa éducation boo ko bi nga mel sa biir kër foo mun ci dem aéroport en plus bi mu doon doo war a récupérer sa bagage di jéggi di fa jaar nit moom ni nga yaroo ñàkk yar bi nga xam ne moom nga jëlee sa biir kër foo mun ci dem ci kër àddina da nga koy wone parce que nit éducation dafa baax ci moom mais buñ la yarul ca ba ngay ndaw jàngal la nii nga war a def nii nga war a respecter même da ngay gis fii bu ñuy lever sax drapeau nit dafay romb au lieu que mu taxaw da ngay gis sax du sax taxaw wala yeneen ak yeneen hymne national pareil bu ñu koy def miiru corniche HLM bi la may jox moom daal la may jox moom mais gis nga ma wax la benn mais ndax lii ñàkk yar per sala dina def loo nit lii di nga gis ne déjà ñu solu normal nga yaakaar ni ñii normal nañ te ñu def loo xamante ne yow xëy na doo leen si naw parce que du yére du nit l'habit ne fait pas yére du nit léeg-léeg gis waa joo xam sax dafa feebar maanaam feebaru xel boo ko xoolee ba ci biir jasneer la sol di xala ngoog moom de fii kenn rafetlu wu fi Sénégal ñëpp am mbubb yu baax moo tax bu ñu dee ci yére yi dañuy am problème mam Cheikh Ibrahima Fall duggoon na Ndar di yalwaan mu ñëw ku mu jub ñu ndaw ndax yére njaxas si muy sol mu dellu këram sol palmaan sax baxase gu ñëw fu mu dugg njëkk a teraanga mu jël liñ ko jox di ko yekk ci yére naan teral leen mu yére yi ngeen teral xameewu la nit xamewu la nit ndax wàcce boppam waaw ndax wàcce boppam civisme d'abord bi ci njëkk mooy na nga modeste yow sa bopp na nga wàcc sa bopp doon nit ku modeste dama lay nettali benn histoire samedi passé dañuy dugg ci jumaa ji di julli timis de benn waaye dugg na ba ci jumaa ji di téléphone ci biir jàkka ji di téléphoné jéggat ak basang yi ba dugg bi ci diggi jumaa ji soog ne xoolal loolu soo nga xam ne mi ngi ci biir jàkka ji ñuy julli timis loolu dooni kii non seulement xamoo lu ko yóbbu dafa ñetti infraction mi ngi téléphoné ci biir jàkka bi ci des xel mi nekkul ci li muy def bi ci topp da ngay xam ne kii ku tixit la xam nga réew dafa am ak tixit ak wayet yi dëgg la ki tixit mooy ñooñu nga xam ne dañuy toj sa montre bi yaakaar ni sax sa fëy lañu xotti yëguñu lu xew yëguñu fiy metti kooku dafa tixit ki réew moom dafa xamul lu baax xamewul ak jànj ak joor
ki nga xam ne nag moom dafa wayee di moom fi ko keroog suba gi fekk fa la ko keroog ngoon gi di fekk maanaam xamul li mu bëgg te xamul lu keneen bëgg moo tax nit balaa ngaa mën a nekk ni da ngay am civisme bul watani sax minal iman loolu yonent ba bëgg sam réew ci gëm yàlla bokk naka ngay bëgg sam réew nan la nit di taxawee ko kaalawu ba jekk sol koppati da toog ci miir di singuwaay wala màgget mu kaalaw sax si kër bi jaaw yore cigarette di mëyi jërëjëf awo ci jeexal rek waaw waa pour jeexal rek mu nekk loo xam ne moom comportement yoo xam ne sénégalais yor nañ ko te ñu koy ñaawlu léegi nag da nga leen di fàttali rek ndax ñu si bëri xam nañ ne du yoon du voilà ñu fàttali leen rek ni ñoom ñoo war a changer parce que comme ñu ngi tàmm di wax naan mbedd bi mbeddum buur la c'est vrai que mbeddum buur la ku nekk am na ci waaye ku nekk am na ci wàll waaye ñun ñoo ko war a sàmmal suñu bopp ndax buñ ko sàmmalu suñu bopp rek dinañ mel ne ay bàyyi ma bilaay jërëjëf ñu jàll ci suñu événement du jour de tuuti ma wax Jaxaay Diop heureusement Ndiak Sow Diop Père Sala moo tax mu xam sax dañ koy prononcé maa ngi jéggalu ndax man damaa mën tooñ Fissel Mbadane 48 heures en fait voilà waaw lan lañ ci mën a xaar ci xew-xew boobu d'abord damay nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp ñu ngi lay fay di nuyu ñi seetaan télé bi yëpp tamit man Ndiaga Diop laa tudd mais je suis artiste waaw sama tur da ngaa def ni ñoom Gibson ak kii nii mooy Ndiak Sow mooy évoluer en Allemagne Berlin moo di def musique di dund foofu plus de 10 ans donc di organiser benn festival à Fissel pour wane suñu cosaan ak suñu aada pour suqaliwaat dëkk bi pour yow mii fàtte woo cosaanu Fissel ak kii ak fa nga nekk mukk ci àdduna xalaatuma ko sax ndax ki ñu doon tey Fissel moo ñu ko def dëgg la donc nag dañuy rendre hommage waa Fissel yëpp delloowaat lépp li ñu Fissel jox donte mënuñu leen a fay te Fissel dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa riche en culture dëkk bu yàgg la boo xamante ni boo xoolee septième école du Sénégal Fissel la nekk en 1898 am ci wàllu histoire ak yu bëri yoo xamante ni ci wàllu séeréer dëkk boo xamante ni maanaam nasaraan bi si boppam moo ko sosoon moo ko sancoon donc ma bëggoon nag gars yi feddaliwaat affaire yi suqaliwaat affaire yi ba Fissel gën a am visibilité ndax bëri na ndaw yoo xamante ni tey waa Fissel lañu dañuy jógee dëkk ba di ñëw ndakaaru di liggéey si ay liggéey yoo xam te ni amul benn njariñ tandis que li ñu bàyyi dëkk ba moo gën a riche li ñuy fekk si ndakaaru te loolu il leur faut des moyens pour def loolu donc ma xalaat ci par le biais de la musique nag bon mu bëgg a organiser festival boo xam te ni dëkk bi dina am plus de visibilité ban période lay doon vendredi prochain du 1er au 2 février incha allah d'accord activité musique nga wax xam naa concert dina am xanaa am na leneen incha allah dina am concert dina am naturellement ay waxtaan ay daje échange et puis dafa am gan yoo xam te ni Allemagne lañ jógee ñëw jaxasoog waa dëkk bi ñu xool seen i jàngoro ak lan la ñu gën a yittewoo lu ñu soxla pour ëllëg ñu def ko ci dëkk bi quoi est-ce que yow rap ngay def wala mbalax wala la waaw en général la dañ may laaj ndax rap laay def mais nag man afrobeat laay def quoi d'accord afro acoustique léegi artistes yi léegi dañoo gën a am ouverture koo ci laaj léegi mu ne maa ngi afrobeat si mais afrobeat afro blues afro jazz aussi très bien laay def ak mbalax ouverture et enracinement voilà comme Senghor lu mu wax noonu la am na demee solo jërëjëf Ndiak Sow Diop ci li nga xamante ne wax na ko ñu ngi xaar suñu carton d'invitation yóbbu nga multiplier indi yu bëri ndax ñi toog nii dañoo mën toppee te dinañ tëbaaleel ñaari artistes yi garaawul ndax ñoom xam naa dinañ am programme bu bés baa et on en vient à la surprise du jour te surprise bi nag bëgg naa mu yegsi ndax fii moom faa mu neex bés bee ko laaj dafa am ku moom le 30 ci biir Excaf Télécom ci biir DTV ki moom le 30 nag du kenn ku dul soxna Abi Sow nekk ku baax loolu ak nit yi nekk koo xamante ne ba mu ko xamee man yàggul et personnellement elle est sans façon chaque jour kanam bu ma koy gis laa koy gisee man damay ñëw sax indi mer ndax des fois liggéey bi ça me monte à la tête may mer mais moom da nga koy fekk elle est tout le temps free et ça nekk na lu am solo ne change pas merci Penda il faut que sama artiste yi kenn defal ma joyeux anniversaire les gars waaw kan mooy way il faut que quelqu'un commence Habib nama gars yi wàcceel lii bi Pesa la ñu ñëw si ASG
dara dàqu ko maa bi dundal sa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Budel Lucy, Dara Coco. Happy birthday to you, Abi. yàlla yokk la ba nga yëg ko ah xeetu baax yëpp transposé na affaire yi persa la mu àggal yëpp ndax maa ngi sax amin waay amin xam nga li gën a am solo ci nit mooy nekk fenn nga fexe ba sa jikko ñëpp adopté la ci seen xol te abi macha allah xale la mais yàlla may na ko loolu Khady Diouf a def ba xeetu baax yi kenn ki Khady Diouf la waaw kenn ki kilifa gi nag mi ngi ci ñëpp a ngi ci biir jeex na kon mi ngi noonu yàlla na la yàlla may gudd fan may la wér ñu dund bañ koy feete 100 ans te bu déwénee mu fekk la ci sa biir kër borom kër yàlla may la borom kër baax yaa may la njaboot gu barkeel dèjà waxum bàyyi taamu baaxul waxum bàyyi taamu non la aha kay taamu nag baax na jigéen damay bañ mu mujjee fii jigéen da ngay tànnal say doom bàyyi bàyyi dama koy tànn kuy def loo dajal jël aram loo ci jur jëlal da ngay tànn jëkkër dañuy tànn jabar nee nañu kër xam naa sax moo doon avis du jour bi waaw kër dañ koy seet laata nga ciy dugg oto dañ koy seet balaa nga ciy dugg jabar dañ koy seet balaa ñu ciy dugg jëkkër dañ koy seet balaa ñu ciy dugg xam nga mosoo dégg doomi góor gi waaw doomi soxna si rek ngay dégg te ancien lu ne dem ba ancien doomi soxna doo ko dégg comme jigéen d'abord mooy kan moo jur buur moo jur wàllu yi moo jur président de la république ku fi baax jigéen la jur kon jigéen jooju na xam boppam sa papa nee na boo xëyee sa borom kër jox la ñaari junni nga yóbbu sa leket marché dugg ba mu fees teg ci bunt bi ku sut sa jëkkër ëpp ko ñëw nga ne ko yenul ma ndab lii ñaata laa lay fay mun la 100 francs bu yenoo bu doxee ñaari jéego war ngaa bëgg jur ki la jox dépense bi ak jur ki la yenul ndab li koy ci jur à vous de juger Sale Bigué et ses biguettes. Merci beaucoup Père Sale Bigué. Alors tey exceptionnellement xam naa Payis dina ma ko may Père Sale dina ma ko may j'aimerais juste que moom mu lancer si également un message ndax du ñàkk ci suba ak léegi pour mu defal ñu Pay Sport sax si rajo bi c'était un problème ndax wuyu message gars yi fan si yeeg xarit yeeg tout le monde était là pour defal ko li nga xamante ne nii mooy ay souhait pour anniversaire di fi jooy nag bon maa ngi leen di sant ñoom ñëpp xam naa ni Pasbal bàyyi ma waaye kii indi lii mooy sama meilleure amie collège laa ko xamee Ndeye Khady Diouf boobu ba tey ñooy ànd defandoo nañ lu ne vraiment grave on comprend parce que xaaru ko woon xëy na ku ci mel ni sa xaritam ndax ñun ci waa kër gi si soo maa ngi naan ay tàngal mant ak yooyu la ñuy waajal mais Mansour jàpp na si ba affaire yi ñaawul heureusement ak kilifa gi alors di bàyyi rek suñu ñaari artistes yi ñu def le dernier mot avant ñuy tàggatoog gars yi ñuy seetaat. waaw bon dernier mot moom mooy di rafetlu déjà invitation bi en plus aussi di leen buux benn invitation muy bés bi nga xam te ñu ngi koy waajal. benn muy doon soirée en live bi ñu war a amal ci Cabana Club le 2 février. D'accord ñu tuddee ko la soirée rose soirée anticipation Saint-Valentin. ce sera 100% love xam naa ne père dinañu xaw a clash. dinañ booy ak mbëggeel. ce sera 100% love parce que àdduna moom boo ci génnee mbëggeel gëm naa ne dara desatu ci. dëgg la donc anticipation Saint-Valentin la defa woon newoon nañ nag dress code bi dañu bëggoon góor ñi habillé wu en tout blanc jigéen ñi habillé wu tout en rose. déjà sax moom anticipé na ko. gis nga ko awa ba di anticipé na ko seen invitation xam ngeen ko yéen a ngi ci biir. ñëw leen def leen neex soirée bi yéen a ko moom. dëgg la tamit invitation bi rafet na macha allah. ASG. waaw comme ni ko. loo ñuy lan la ñu mën a xaar comme surprise bu ñu ñëwee bés bu. non lu bëree li ñu fi def nii lu ndaw la. jour ji moom gars yi moom comme ni ma koy waxee rek. gars bu ñu teelul ñëw moom damay ragal daal taxaw daal. duñu am place
merci beaucoup. ñu dóor ko mu nice. Merci beaucoup à nos artistes du jour. Merci également à ceux qui nous ont suivis et à l'équipe technique. Gâteau bi nag ndeysaan amoo leen chance ndax fii lañ koy déguster mënoo leen am seen pas mais maa ngi leen di lekkaaleel seen wàll. On se donne rendez-vous demain inchallah ci beneen numéro jaa ngeen jëf léegi-léegi xibaaru marax yi ak Serigne Modou Mbacké Niang. Bonsoir. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. oto la ñu jël ba dëkk bu ñu naan nangaan sàmbu foofu la ñu jëlee pirogue bi gaal gi di daw ak décor lu tolloox bu benn waxtoox genn wàll seen nañu fi nga xam ne tey foofu la émission voyage di dem dëkk bi di wuyoo si turu Moundé un décor de rêve une ville de fête waaye tamit dëkk bu bëri jafe-jafe Moundé une île décalée dans le delta du Saloum tey mooy dalal émission voyage. boo déggee Moundé mooy Moundé. C'est le seul village si 19 yooyu bi nga xamante ne nous sommes autant pêcheurs qu'agriculteurs. garab yi réew yi fi nekk yëpp mënu nga leen yéeg quoi mais bii à chaque fois boo ko yéeg day gën a gudd. téléspectateur Dunya TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci àdduna ci seen émission bi di Majalisul Ulama di jataayu boroom xam-xam yi tey nag ñu dalal koo xam ne te muy Serigne Baba